jaa ngeen jëf ci déglu bi ak seetaan bi amati nañu mbégte ak bànneex dellu si waat ak yéen nañu ko baaxoo def ak yéen talaata bu jot ci waxtu wi te nag di talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 2014 ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ak li nga xam ne moo di seen émission l'Oeil du Tigre du ma ci wet benn yoon ndax saa su ne ma ci ànd ak moom sama consultant en qualité Moustapha Gueye le tigre de tous les temps maa ngi lay nuyu di la ziar di la nag dalalati rek. Mati maa ngi lay nuyu la delloo nuyoo ak seen bi nga sensé di nuyu àdduna bàyyi ñu kenn di leen wax asalaamu aleykum. asalaamaaleykum mbokk biir réew ak bitim réew ñu bàyyi xel baax a baax ñi nga xam ne wax ci wii caab di leen féetee ginnaaw ñu seet leen bu baax a baax suñu xarit yooyu le di leen wax ne nag àdduna ak weeru koor yëpp jàppale mu dog docteur Diouf mu mënta wees si loolu laay ñëwee wax leen li nga xam ne mooy suñu sommaire bi nag tey ji nañu indi ñaari touche yoo xam ne doxoon na ci diggante Sococim ak nga xam ne moo di assurance ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo di taaru làmb ku ne làmb xam ne làmb léegi nañu leen ciy sañse bu baax a baax daal di ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo di jël bi ba tey ci diggante assurance ak nga xam ne rek boobu moo di wala nag ci diggante Sococim ak assurance waaw ñëw ak yéen ci résumé combat yi nga xam ne jot na fee jàll njuumte ci ñaari mbëri ba tey ñëw ak yéen ci yeneen résumé waaye dinaa ñëw ak yéen ci affiche boo xam ne nag dox na ci diggante Bruxelles ak ki nga xam ne moo di Fëgala ñoom ñaar ñëpp nag ñu namm leen mais fin de saison ñu daal di ñëw nag am nu ñu def war a nag bëree bu yàggatul dara nañ ñëw ak yéen nit ci li nga xam ne moo di rek finalu Arena Tour soog a ñëw ak yéen tey ci Leewtoo ki nga xam ne moo war a tëggati foofu nga xam ne rek moo di salle bu mag boobu di Bercy war faa tëgg nag ñaari mbër yoo xam ne macha allah kenn ki moom mën naa ne miin na li nga xam ne rek moo di salle bi ñëw ak yow ci affiche bi nga xam ne moo dox ci diggante Mame Balla ak kooku di Tafa ak yeneen rubrique yooyu yëpp ñu nar koo ànd ak yéen seen émission l'Oeil du Tigre Moustapha Maawo may ñu am nu mu def ñu daal rek dem dellu si waat jaajëfal leen bu baax a baax Moustapha li may njëkk ñëw ak ñoom moo di may leen li nga xam ne moo di touche boo xam ne nag assurance moo ko def ci diggante ak ki nga xam ne moo di Sococim waaye dama leen njëkk a may touche ki nga xam ne moom moo di assurance Maawo kon jox ñu touche bi su assurance moo nekkoon noonu le waaye nag Moustapha ba tey rek bu ñu nee assurance tuus na xam nga ni ki nga xam ne moo di Sococim moom itam bi mu ñëwee tuus na ànd ak ñi nga xam ne ñoom la war a àndal kon nag ñu ànd xoole li nga xam ne moo di tuusu Sococim
ñoom ñaan ñëpp ku nekk ñëw nga ànd ak say mbokk tous nga macha allah neex na waaye dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo nekkoon ca tribune ya am ñeneen ñoo xam ne ñoo ñëwoon ci làmb ja am ñeneen ñoo xam ne ñoo ñëwoon nag ngir nag li nga xam ne rek moom moo di taaru làmb kon ñooñu la ñuy ànd ak xool li nga xam ne moo di taaru làmb. taaru làmb moo nekkoon noonu le ñu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi ñuy seetaan waxtu wi fu ñu mën a nekk rek ci diwaanu biir réew ak bitim réew sargalaat leen bu baax a baax joxaat leen cër maa woon nag Moustapha Bara ñu ngay décortiquer li nga xam ne moo di làmb jooju dañuy ànd rek xool li nga xam ne moo di jëli bi ci diggante assurance ak ki nga xam ne moom moo di Sococim ñu xool jëli bi ñëw nag Moustapha décortiquer ñu ko comme nag ni mu koy faral di defee saa su ne. rubrique bi ma gën a intéressé ci l'Oeil du Tigre mooy jël bi parce que dama gis ne foofu un champion comme Moustapha Gueye ak xam-xam bi mu am ci làmb mi ngi décortiquer jël yi di décortiquer action yi xale yi di def te loolu lu am solo la parce que loolu xale yi mën nañ ci jànge lu bëree bëri loolu moo tax boobu moo ma ci gën a intéressé. Medoune est-ce que xam nga ni Sococim day xeex waaw assurance jël na ko Sococim bañ na Sococim a ngi door Sococim a ngi door assurance da koy taxawal Sococim jël na ko assurance jël na ko Sococim daan la arbitre nee na dara amul assurance de li mu daanoo daa ñaaw sax dakk are lay dakk jël na tànk yi bañ na da lay bëtt de jàppul waaw da koo bëgg a plaqué ba pare rasu bëtt na ko laay la assurance arbitre nee na dara amul arbitre nee na dara amul pourtant assurance daan la ko de assurance daw la Sococim assurance daw la Sococim a ngi door assurance a ngi wut fu mu jàpp jël na tànk bi daw la ak moom Sococim daanu la assurance daan la ko Sococim daanu la assurance daan la ko lu xew Géejawaay lu xew Géejawaay wàcc ma daan naa la wóorul ku daan da ngay féete kaw. Moustapha naka nga ñuy décortiquer làmb ji ci diggante assurance ak ki nga xam ne moo di Sococim. d'abord Mati ñaari xale yi nga xamante ne ñu nekkoon ci biir géew bi kii di assurance jóge Mbour ak kii nga xamante ne moom mooy Sococim dëkk Tëngéej nag nekk doomu Tëngéej ba pare nekk ci école de Balla Gaye ñu amoon ci moom yaakaar lool comme ni ñu amee ci assurance yaakaar maa boo xoolee ñaari mbir yi jàkkaarloo ki ñu xawoon ginnaaw moom mooy Sococim mooy gital pied droit yabal loxo ndeyjoor bi moom tamit assurance aussi moo jàkkaarloo ñun ba tey ñu jàpp que ne moom féete suñu côté droite ba pare gital pied droit ñaari tànk ndeyjoor lañu donc ndeyjoor yi nag foo ñu fekk nag très souvent ay bërekat la ñuy doon kii nag moo xaw a sut kii xaw a nekk digg bi nit baamas maaw ñu dem ñi leewtoo Sococim tekk pression sànni ko xoolal ma lii maaw Sococim xam na ne carrément ki nga xam ne mooy assurance mbëru lépp ci bëre traditionnel la xeex faral du ko faral di def très souvent ci làmb moo tax Sococim jóg di ko dóor si rek mu wàcc na ko dërëj nag song ko ak ko foo xamante ne métti na mais Sococim nag xam ngeen ni tamit c'est un grand lutteur day bëri ci tànkam mu intercepte ko ñu ne maaw ba mos léegi nag ñu jàppante nga xool ne bu ñu jàppantee tout le temps rek ki nga xamante ne moom mooy assurance dafay daal di sëq ca gaño ko xool dawtal na ko ñu génn mais attention fii nag am na lu ñu ci war a mën taxaw seetlu ñu dem maaw ñu dem voilà là c'est encore un peu compliqué parce que fii éterne na ñu bari quand même jógal ñu dem maaw avance ñu dem alors y a pas de chute alors parce que attention am na ci yoo xamante ne bu amee ci combat di ko wax daf ciy baax trop ba tey ngi Sococim mi ngi koy topp mais ku xool toujours ba tey rek Mao ki nga xamante ne mooy assurance daaw na tatafaat ko Sococim saa bu demee à l'offensive rek day gis ne kii di assurance day wàcc ne ko dërëj ne ko kaay ñu bëree
daal di ba fay nag en plus li ma gën a jaaxal moom mooy assurance dafay sëq ci ñaari gañe yi day dugal ay loxoom Sococim grand kilé njool na mën na empêcher kii di adversaire am pour mu téye ci gañoom mais tout le temps bu ñu jàppante rek assurance dafay sécuriser combat am daw na sëq ci gaño yi taxaw xool pour tenter action dans le futur njëram maawo ñu wëndeelu assurance jàpp loxo càmmuñ Sococim jàpp loxo càmmuñ gu rocc ci loxo ndajoor bii dóor bëgg ko plaqué mais plaqué bu sori na parce que fii nga nekk nii Sococim waa ji tànkee fa mu nekk sori na trop nga nekk njool sigi ci kaw bëgg a plaqué booy plaqué au moins xanaa kay da ngay def comme Bombardier wàcc jëm suuf taf tànk ba loolu mooy sécuriser prise waaye sigi taxaw jonn bëgg a plaqué koo xamante ne yaa ko sut c'est quasi impossible ñu dem Maawa Baamos gis ne assurance nag boo xoolee tey combat bi li mu ko jagal bari na parce que mi ngi xaru ci action yi xool assurance mi ngi yóotu loxo ndajoor bi léegi assurance dugal na loxo ndajoor bi bëtt ko léegi nag waa ji bañ oh là là ah xool ma lii fii nag génn nañ saako yi complètement donc fii nag logique bi mooy arbitre bi war na leen kar atte leen parce que dañ ne action yi boo amee ci biir géew bi ngeen ànd daanu ci biti géew bi jël daay mais fi dañoo génn carrément nag assurance doo ko dem daani ko quand même ci biti ah dañoo génnoon pratiquement après assurance doo ko tenté action trois xool assurance chaque fois day leen xool rek assurance il est intelligent ci combat bi dafa mel ni moom dafa sentir ne moo dàq bëre ki muy bëreel moo tax assaut yi fi am yëpp song yi assurance la faqat yi encore assurance la jargandalu yi assurance la saisie de pagne yi yëpp action yi assurance la moo tax mati xool li mu la wax rek combat nga def benn action waa gi daanuwul ñaari action waa gi daanuwul ñett ba ñeent yooyu boo ko tenté très souvent na koy réussir loolu la assurance da nga def nii ñu dem ba tey ma Baamos Sococim di dóor di yóotu mënut a jàpp ba tey ak loxo yi ma am war na mën a jàpp xool assurance xool désaxé bi arrière faqat ko bouge faire bouger son adversaire c'est important ça assurance di wut a daan Sococim di wut a dóor léegi nag nga xool fii nag percé bi nga xamante ne moom la kii di assurance def bëtt ci pokotaan yi téye na ci ngembali xool tànk Sococim ba nga xamante ne mooy pied droit bi ah ak loxo Sococim bi mu xàcc nii pour dóor waa gi seen na ko ci pokotaan bu yàgg war a wàcc nag tibb ñaar tànk yi baa ci dem moo attention les pneus attention les pneus attention les pneus voilà pneus yi per na mu daanu benn yoon il a beaucoup résisté daw na xool bañ na ak tout son poids ak tout son allonge mais fu dee mu gi rek jaaxaan ñaari tànk mati kenn du ko bëree waale ñaari tànk kenn du ko bëri waale loolu moo doxoon ci diggante assurance ak ki nga xam ne moom moo di Sococim Moustapha tey ji décor ci ngeen mën li nga xam ne moo di làmb ji mais dafa mel ni mbër yi ba tey dégguñu maanaam li nga leen di faral di wax que ni bu ngeen di bëri bu leen di faral di dajale seen ñaari tànk voilà xam nga tamit ak loo am doole ak Sococim c'est un lutteur qui est très bien qui peut te faire plus de 120 kilos mais xoolal rek nga xool assurance ak taay ba ak dayo ba mais ba mu tënkee ñaari tànk kenn du ko bëre waale foog nga nekk waane extrême waane pour ñu mën a jël sa ñaari tànk daw ak yow ngay reculer pour mu war ci mën a génn da ngay reculer di reculer ba mais est-ce que reculer jig na mbër ah non exactement parce que boo xasee commencé reculer rek yaa ngi en déséquilibre mati déséquilibre dafa bari ay façon ñu jàpp sa benn tànk nga taxaw ci benn tànk yaa ngi déséquilibre ñu jël la daw yow nga arrière yaa ngi ci déséquilibre pourquoi ngay nekk ci déséquilibre mooy talon moo mënut a résister catu baaraamu tànk mun na résister mais talon très souvent boo koy utiliser ci daanu ngay mujj et puis moo tax buñ jëlee sa ñaar tànk ngay daw bañ na ba tàyyi mais finalement dafay mujj jaaxaan rek na nga lañ dëgg la jaaxaan na nga lañ ci loolu laay jaare rek dem résumé combat ki nga xam ne nag moom moo di Bawol production boo nee Bawol production di nga wax ki nga xam ne moom moo di Assane Ndiaye tëggoon nag làmb le 13 bi passé ñu dem xool li nga xam ne moom moo di combat yi nga xam ne jotoon dafa am ca stade ba dellusiwaat ak yéen waay atte leen combat bi waay Sëli bu ndaw xamul lamb ndeysaan Sëli bu ndaw xamul lamb rapide daan na Sëli bu ndaw deret ja bari mbot nañ ko yow Alliance Baldé mii mooy yéen ma ngi koy mbot bañ la taxabal nañ ko ndeysaan daan nañu Gueye Ndioro ba boole waaye ca Basir loolu amul ñoom ñaar ñu ngi xeex laay dóor la ko mu daaru te kii dina jeexal xale ya jomaay mi dina jeexal xale ya laay rey na ko de Meduna man na daa jàpp téere ba ca përëj ba mooyey Petit Niang Sall Bawol woyala na ko tey ñu daan Petit Niang daan nañ Petit Niang daa indi maaman Sall Bawol daan na ko ba pare di jooy
Zal Baol daan na ko ba pare di jooy ah Abakara ak Soundiata Keita ndeysaan stade Iba Mar Diop Assane Ndiaye Baol production moo tëgg Abakara Soundiata Keita ñu ngi xeex jël na ko rëpp na songo la ñu takk na ko Soundiata takk na ko Soundiata daan na Abakara lu dal Abakara déedéet bokkul ak bu TFM lu jot école de lutte Balla Gaye lu jot école de lutte Balla Gaye ils ont perdu le courant et un autre combat Balla Seck Boy Diabolo caxabal nañ ko daan nañ Balla muus kii du Balla Seck kii Balla muus la kii Balla jargoñ la kii du Balla Seck ah bëtt la ko ndeysaan waay wër nañu ndoom Papa Sow waay daan nañ ko waaw daan nañ ko waaw daan nañ la waay Papa Sow kii du Nokia kii N85 la kii Blackberry la ndeysaan Boy Pouye Tyson bu tëgëj songoo lañu añ lañ ko laa ilaha illallah laa ilaha illallah ah Boy Pouye daan na Tyson bu tëgëj jël bu rëy chute de l'année ba bàyyi ma génn ci làmb ji ba remplacé la ko Libidor daan la lay bay Libidor daan la lay bay ah nañ xaar arbitre yi nañ xaar arbitre yi nañ xaar arbitre yi nañ xaar arbitre yi mais melul assurance daa jàpp rek taxaw jël na tànk bi daw la ak moom Sococim daanu la assurance daan la ko lu xew Géejawaay lu xew Géejawaay lu xew Géejawaay defet baa ngi rogalaat lu xew Géejawaay àndoon ak moom kooku lee di Lamine Samba ci lamb joo xam ne nag ci Assane Ndiaye production la woon mu di Baol production maa wax jox ma sama jingal bu ko defee nag ma ñëw ci li nga xam ne moom moo di juumte. jël bi pourquoi jël bi parce que si la ñuy wane action yi action mbër mi ni mu koy daanee di ko décortiquer. est-ce que xam nga ni Sococim day xeex waaw assurance jël na ko. Sococim bañ na. sargal ko Dame Ndoye li ko gën a neex moo di li nga xam ne moo di jingal njuumte l'international lan nga ma mën a wax ci diggante ki nga xam ne moo di Sococim ak assurance ban njuumte parce que combat bi gis naa ni am na. combat bu neex la am na mbëpp ñaari yoon après ñu soog a joxe. exactement donc bu fekkee dañuy calculer les chutes rek dañ naan. assurance daan na Sococim. waaw 2-1 waaw 2-1 daan na sa borom ñaari yoon ci biti. waaw donc vrai jël bi nag mooy jël bu mujj bi nii. dina ci biir géew bi gaa nga mu leer nañ donc nga xool ne Sococim fan la defee njuumte ci combat bi yëpp moom mooy déjà moom pied droit la côté droit lay bëree ba pare mi ngi jàppee côté gauche di dóore côté loxo ndajoor bi. mais ñoom ñaar ni ñu ñëwee ci wàllu lamb ki nga xam ne moo di Sococim ak assurance est-ce que kenn ku ci nekk jàng na sa morom ba xam fan koy jàng parce que boo gisee ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk daan sa morom ci biti. kon liirante wuñu. bon en fait liirante wuñu mais je pense que ne su koo ci laaj Sococim bi ñu ko laajee def na yàgg naa seetaan yàgg naa ko seetaan muy bëre. kii tam ne yàgg na ko fekk muy bëre ñoom ñaar en fait am nañ benn complicité xamante bu am seen diggante mais bi lamb jotee dem nañ bëri ji parce que kii yëg naa ko sama mag bi muy bëri ba pat daa nga bëri samay mag. xam nga làmb yi dañ tàmm rek di waxante ay yaama mag ak maa la mag mais bon Sococim il se croyait que moom moo gën a nekk xale mais en fin de compte kii di assurance moo fournir effort yi ëpp yi pour daan moom tantôt ci ay dóor la nekkoon nag ay bëri boo xamante ne contre nature Sococim dama xamante moom bëri mu crocheté la gàddu la ànd ak yow ci ay mboot ak yooyu mais tey dafa taxaw rek yaakaar ne da ngay dóor di dóor non boo fekkee da nga mën a bëri ñëw ci làmb di bëri kat da ngay dem bëri ji donc dóor yi mu topp li ci ëpp moo ko perte loo boo xool combat xoolal déedéet assurance di seet combat am di jàpp. moom jàpp fenn mu dóor oui xool mu nekk extérieur encore loxo yi mu ëmb ci ginnaaw bokk na ci li ko daan loxo yi bañ ci biir xool ñaar loxo yi di xool ñaar voilà gis nga. kon dafa bàyyi boppam affaire yëbaate ñaar loxo yëpp la bàyyi extérieur di dóor. bàyyi boppam ak daan intérieur. dafa leer nañ xool loxo yi bañ ci biti en plus njool la bi ko waa ngi dawtalee sax ma mat yi dafa doon jéem a décrocher benn tànk benn loxo pour mun ci rëcc waaye ñaar tànk yëpp la bàyyi ñu dar ko muy arrière buñ la daree ñaar tànk échappatoire bi njëkk moom mooy jéem a teqar ñi benn loxo au moins su benn dañee di nga mun rëcc mais soo bàyyee ñaar ñu tënk la yàgg da ngeen daanu ji. bii moom tegal chaise la.
non bii tegal bii mooy dar ñaari tànk. dar ñaari tànk. mu daal di toog. dar ñaari tànk dàq ko ba mu daanu jël bu set wecc mati bu amul benn werante. ci noonu laay jaalee dem xool li nga xam ne moo di résumé combat boo xam ne nag le roi wala l'ancien roi des arènes moo ko tëggoon di ki nga xam ne moom moo di Manga 2 ñu dem xooli ko dellusiwaat ak yéen. Aliou Diouf méb na waaye tamul door na gauche droite méb na ko ñi ngi xeex ñoom ñaar waa daa jël coup waaw dafa tooñ jox nañ ko victoire. blessé na lumière blessé na mais arbitre yi xanaa amuñu bët. ah oui xanaa arbitre yi amuñu bët combat bi day jeex mëntul yeggali voilà accident attention mi ngi laa suku mi ngi door attention daw nañ jàpp tànk bi dëj nañ ko kii kenn xamul marul na gauche bi moom laay béy crochet voilà ma ngay crochet attention tibbo na ko daan na ko la ilaha illallah daan na ko jël bu rëy daan na ko attention droite bi attention jam na ko Pape Diop door na ko crochet attention door na ko crochet daw na jël ko da ngay xeex ñoom ñaar attention daw nañ jàppante dafa jël droite moom Xose waaye bal na ko loxo bi Pape Diop jël na ko voilà ma nga rasu moom Xose moo ngemba lu weex li waaye dafa dajeeg benn droite léegi Pape Diop bi tën attention bañ na ko sañaxal na ko wër na ko ndomb sañaxal na ko buddi door ci suuf bay na ko moom Pape Diop a koy bay daan na ko dafa jël droite bi mu jël la dafa jël droite ma dund crochet dafa dajeeg arrêt droite du yaa koy wax mu dellu attention jam na ko attention mais attends attention Coly Faye attention mi ngi koy lancé ay arrêt lamb ji jeex na blessé na ko attention na jàpp jël ko songo na ñëw attention nooju na ko moom Papis ña nga ci suuf ñoom ñaar Papis a ngi koy jéem a kolaas mu ngi koy jéem a lonk attention doomu jalaaw Papis rofoo nañu jàppante nañu voilà dañu war a jeexal bëri bi nag fi mu ne attention Papis prise na ko Papis général prise na ko. mu nekkoon làmb joo xam ne nag l'ancien roi des arènes kooku di Manga moom moo ko tëggoon Moustapha mu mel ni bëri na nag ay combat yoo xam ne ci làmb ji arbitre daf ko mujj arrêté. amul jël. exactement parce que boo xoolee làmb yi amoon ajjuma yi amoon samedi dimanche yëpp. ay làmb yoo xamante ne xeex yi bëri woon na ci pourtant nag nekkul ay. mais est-ce que du mbëri léegi ñoom xeex rek la ñuy jàng au lieu que de bëre. dañuy ñëw takk seen yaram yi ba mu fees del ak ay téere au lieu ñu ñëw bëre ñu ñëw di xeex mais finalement nag mati liy arrêté combat dafa yomb trop. c'est-à-dire bu ñu la dóoree ci bakkan mbaa nga def contact ci bakkan boo xam ne du dóor sax mu commencé naa ci biir non dafay naqaree arrêté ak tàngaay bi ñu nekk nii encore le sang coule ñu arrêté ko nga ñëw bërewaat ñu arrêté waat tant que deete ngi génn arbitre bi dafay arrêté combat bi tant que mu koy arrêté bu ko arrêté benn ñaar ñetti yoon finalement dañay perdre loo sa combat yëkkati loxo waa ji mu dem fekk bëre amu fa sax xeex bu tax ñu wax amu fa deret nàcc na rek ñu arrêté ko donc xale yi suñu conseil bi ëpp ci yéen encore moom mooy vraiment ngeen favoriser li ñu naan bëre nañuy bëre xeex bu mu ci ñàkk bëre dóor la ñuy wax mais soo mënee bëre jël assurance xool li mu def dafa dem bëre ji daan ñuy waa ji dóor di dóor mu dem daan gàccee duma encore gàccee daan faj na ko. dëgg la kon nag làmb la ñu wax làmb moom boo ko waxee rek bëree dëgg la ne xeex bi ci la bokk waaye it nañuy bëree ñu dem xoolee affiche bi nga xam ne nag moo dox ci diggante Bruce Lee ak nga xam ne moo di Feugeula ñaan ñoo xam ne nag Sénégal ñëpp dañ leen namoon. mais nag fin de saison la ñu am li nga xam ne moom moo di combat ñu dem xoolee kenn ci ñoom affiche am daal di dellusiwaat. man Bruce Lee nekk écurie Fass bëre naa 22 combats laa bëre 19 victoires 3 défaites waaw loolu laa amagum sa làmb ji quoi di jëm si bis bu rëy muy
le 20 juin bii ñuy jëm waaw diggante man ak Feugeula Bruce Lee contre Feugeula waaw xam naa bu baax lu muy bëre xam naa ni moom lu muy def gëmu ko day yër rek waaw làmb xam nga donc lu may wax rek garab moom si kaw lay fekkante dégg naa mu naan xam nga de bañ a def saison balance moo tax mu jël ma boo tegee sama combat man sama combat yi ba mu jeex nga teg combat Feugeula nga xam ne dañu bokk école rek mais bokkuñu classe récréation rek moo ma boole ak moom si milieu bi te balaa ngay xam ne récréation moo ñu boole si kàttanu yàlla dénk naa lépp si loxo yàlla may ma ndam si kaw Feugeula adversaire bu ma jox cër la nag waaw ku ma jox cër si kàttanu yàlla le 20 soriwul le 20 moom dafa ne daf may duma na taxaw duma ma daan ma waaw xeex man lépp laa pare bu bëggee xeex ñu taxaw ñu xeex une heure de temps bu bëggee ñu bëri nga xam ne lekkatu kese naxul bëy bëre du ma ko jàng day nekk sa yaram da man bëre dafa nekk si yaram nee naa la bu ñu jëlee combat am teg ko rek ma xam dama dugg caaro yi ñaari yoon Arafat yow yëpp pàq ba gars yëpp maa ngi leen di woo sa bis ba le 20 mi mooy vendredi ñoom ñëpp maa ngi leen di woo xam nga ñu mobiliser daje gàlle ñu dem stade xam nga ñu def den la mooy loolu waa Grand Médine ñëpp jàmbaar dawul dafa wuti doole Bruce Lee moo nekk noonu mu ngi woon ak ñi nga xam ñoo di waa Arafat Cité Millionnaire Grand Yoff ak ñëpp ñi nga xam ñoo nekk diwaanu Grand Médine maanaam alentour boobu Bruce Lee la tudd maa dina indi lim càkko normalement moom sax actuellement fi mu ne nii mat yi dafa war a indi lu raw nun càkko Sénégal dañ ko namoon de Bruce Lee dafa war a accepter ne dafa am retard boo xamante ne kenn mënu ko expliquer et puis mu toog 2 ou 3 saisons je ne suis pas sûr en tout cas toog na 2 saisons yoo xam ne bëriwul. dinaa ci ñëwaat léegi mais dama lay may affiche u keneen damay faral di wax ne gaynde mer la fanaanoo di ki nga xam ne moom moo di Feugeula aywa sama maalaw. man la Feugeula nekk équipe de lutte Lamsar am 6 défaites am 28 victoires daal combat yi bari xaw ma lépp xam naa ne mën na bëri xam naa ne ndaanaanu bërekat la parce que gis naa seetaan naa ay combat am daal muy def muy kere yu garaaw moom yaakaar naa gauche lay jiital de waaw mais man bu ñu ci tegee baax na ñaar lépp laay bëre non du xeex du xuloo li ma seetaan ci ay làmbam laa du xeex du xuloo su ma ñëwee war ko jàpp daan ko bu koy jàpp daan ko ci 1 minute dem boo ñëwee làmb ji laaj leneen ma def leneen man xamaguma lu may def fi mu ne nii waaw xam naa ay qualité am xam defam bu baax làmb ji léegi affaire de professionnel la net bee fi ne loo soxla da ngay dem tapé mu génne la nga xool li nga bëgg a xool pare tëj dox sa dox moom lijjanti sax li may wax moom li mu wax man lijjantiwu ma ko dégg naa ko muy wax ci solo yi mais lijjantiwu ma loolu li ma gëm di ko fanaanoo di ko yeewoo mooy loolu laa gëm bu arbitre sifflé ma def li ma bëgg a def jóge foofu bañ a def année balance kese moo tax ma jël ko dama ko non xeebu ma ko ku jël sa avance pare na pour daan la xeebu ma ko de dama ko respecté bu baax dama ko respecté jox ko cër bu baax bon waaw bañ a ñàkk pexe comme bañ a def année balance parce que mbëri bu ñuy bëre woo dañuy dem bàyyi la te daaw du mu jóge ci saison bu baax daan Saalum ñëw ren di sàggan di def année balance du ma ko def. ñi ko namoon te di ko laaj mu ngi noonu kon Feugeula ma ciy nuyu baax a baax surtout Siré di bàyyi xel ci moom baax a baax Tanor Anta Mbaxaar sama xarit mu ngi ci régie bi bàyyi ko xel bu baax a baax lan nga may wax ci Feugeula ak ni ko sénégalais yi nammee gëj koo gis bon Feugeula nag boo ko seetloo ci carrière am yëpp à chaque fois que ñu séntu ko ci kii ko mën rek mu ngi def exploit et puis il a beaucoup de combats def na ay combats yu gudd ci carrière ba pare bëree nag ak ñoo xam ne que ñu naqaree bëri ma ñëw ci combat ak Ama Baldé ok exactement waaw comment Ama Baldé
combat bu ko waroon a sànni fu sori la mais malheureusement daf ko perte parce que dafa ñëw di dóor si. parce que combat boobu teg ci dañ koo jaayoon. boo xoolee combat bi da ngay tege ne non combat bi bu sonn. saison boobu moo ci dàqoon. booy xool fëgg la booy xool làmb bi bëri naa ñëpp attention mbër mu yàgg bëri la teel a bëri mës di wane combat nag mës a ñëw di ñàkk fayda te ki def li mu mat yëpp. su pertee combat rek parce que ko war a perte. parce que mais da ci fulla da ci def fay da ci def entraînement mais xool li mu annoncé léegi ne buggul toog parce que daan na Saloum rek jox non attends mais dafa war a bëree daaw la bëroon benn combat ren mu ñëw bëree benn combat mu malheureusement pour moom fin de saison la ko am mais fëgg la bokk na ci mbër yi nga xamante ne mbër yu nangoo bëri lañu mbër yu jox ak làmb lañu. mais yow mi gis ñoom ñaan ñëpp gis ki nga xam ne moo di adversaire am di ki nga xam ne moo di Bruce Lee gis ki nga xam ne moom moo di fëgg la bu Lansar ak Lansar fi ñu toll nii à part Siteu yaakaar naa ni ñi nga fay lim du bëri Tidiane Faye dafa jóge ci li nga xam ne moom moo di defet yaakaar naa su ma juumulee moom fëgg la mu nar a ñëw boo moytul moom mooy tëj seen saison. exactement kon naka la war a ñëwee ci li nga xam ne moo di làmb ji. bon booy xool saison bi ren booy seetlu at ci ginnaaw ñu ne Lamsar ñu nekkoon ci benn dynamique bi doy waar. tey jii am na fi beneen champion bu tudd Super Étoile. amul chance am combat. Tidiane Faye ren amul chance am combat. ki fi def combat. Nes amul chance am combat imaginel donc ñi mettre en valeur booy xool dafa nekk système bu bëre bu yàggul et bientôt moom mi nga xamante ne moom mooy fëgg la moo la bëre Bruce Lee mais il a un combat très 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 sérieux. lan nga may wax ci ki nga xam ne moo di adversaire am. Bruce Lee déjà moment bi ñu toll nii ñu ngi ko doon di qualifier ci ay Balla Gaye numéro 2 ay Modou Lo tous ces grands champions là parce que seen génération la pare ànd ak ñoom départ ëpp leen sax départ peut-être par manque de considération lamb téyewu ko ni mu ko war a téye moo tax mu toog. maanaam naagu ci lamb mais Bruce Lee aujourd'hui ñu bari dañuy regretter naan mais ana mbëru face boobu ñu wax. mais dama naan toog ñu koy laaj Bruce Lee boobu mais tout le monde dañ koy demander tey jii. am na occasion pour racheter wu tey jii moom Bruce Lee pour bëri fëgg la bëri ko nag ci fulla ak fayda ak beaucoup de prudence. ban état nga ko fekkee. fekk naa état boo xamante ne état bu baax la quand même parce que saison bi yëpp mu ngi ñëw entraîner pour am combat xam nga au niveau de l'équipe de Fass Mati ku ci entraîné nekk ci condition physique yu baax ci conditions yu baax kenn la jox combat donc Bruce Lee comprendre na loolu nekk na di liggéey ba aujourd'hui ñu fekk ko fa offrir ko combat ki ko offrir nag adversaire de taille la mënut a am ku gën kii muy bëreel muy fëgg la. ki mi bëre ku mën a këpp yalwaan la. ah non si parce que dafa am détermination. c'est-à-dire ñaari mbër yoo xam ne dañu bëri gis nga fëgg la dafay xeex yow ba mu neex. mu daw song la bëri ak yow. du lâcher combat donc dinañ séntu vraiment benn combat boo xamante ne combat bu neex la ci diggante Bruce Lee bu écurie de Fass ak ki nga xam ne fëgg la bu Lamsar mi ngi xew nag àjjuma vendredi. ci stade Demba Diop. incha allah lan nga may wax ci ñoom ñaar comme dafa xew kan mooy favori. favori bi dina naqaree génne pourquoi ak favori bi naqaree génne Mati moom mooy. boo seetloo ki nga xamante ne di mooy Bruce Lee dafa toog lu yàgg bëriwul gars yi perdu de vue gëj nañ ko gis donc nag dafa war a mën a wane boppam ci biir ñëw. ci loolu laay jaar rek dem ci li nga xam ne moo di résumé manga daal di nag dellusiwaat ak yéen léegi. Aliou Diouf mépp na waaye tamul door na gauche droite mépp na ko ñi ngi xeex ñoom ñaar waa daa jël coup waaw dafa tooñ jox nañ ko victoire. blessé na lumière blessé na mais arbitre attention mais arbitre yi xanaa amuñu bët ah oui xanaa arbitre yi amuñu bët combat bi day jeex. mëntul yeggali voilà accident attention mi ngi laa suku mi ngi door attention daw nañ jàpp tànk bi dëj nañ ko kii kenn xamul marul la na gauche bi moom laay bay crochet voilà ma ngay crochet attention tibb na ko la kaale perma la kaale néegi diwaan demande jëli ko ma ngi koy jéem a xar joon bañ mais joon mi mën naa bëre ndeysaan joon bal na ko diwaan xata daan na ko diwaan daan na joon mais arbitre bi sifflé na avant chute bi ndeysaan waa joon lu mu bëgg ni caxabal nañ la waa joon li nga bëgg mënta nekk nag joon fiiru France nag
bëreel bërëb nit ku ñuul bëgg a taxaw jonn bëgg a kenn xamul lay def jon mii nag ndongo laaw na El Hadj ndongo laaw na ko bugaan dem na dara amagul de bëre leen bëre mat ma laay lay la laa sa cukki ñaama ñu muri botti da koo botti ndeysaan bugaan gay dani daan na ko bugaan botti na ndongolo Ambroise bi boo nga jël say garde laay lay la nguufaan na ko jël ba day na ponkal xaju ci yel da koo nguufaan abay boy jandeer Ambroise xuli na bët yi nee na ko bàyyi ma sunuy xarit ñaas dellu nañ fan ne woon boppam boppa luy xew Gamou Gueye mën a bëre waay Gamou Gueye daan na ko Gamou Gueye ñaq jari ànd nañ ñoom ñaar luy am ñaq jari ñoo ngi koy jéem a sukkër bi luy am dara amagul ñaq jari ñu daan na gay naa ko ñaq jari ñu ñaq na jariñu na Perrier may ma ko waaw sa cukki ñaama ñu muri waay ñaq jariñu Yékini de Mbaye Tine Yékini numéro 2 Mbaye Tine faqan na ko bañ na ñu koy jël daan na ko chute am na bopp ba jël am na bopp bee laal suuf bopp bee samp bopp bi Mbaye Tine daan na ko bopp bee samp Bakaaw du am élage visa moo di Yékini fii takk na ko visa mbot na ko botante nanu laay day la laa visa am na visa moo di Yékini amul visa moo di Yékini moo am visa moo di Yékini daan na visa jël bu rëy mu nekkoon combat boo xam ne waa Arena Tour ñoom ñoo ko tegoon di sunu xarit yooyu la nekk foofu ca diwaanu RDV. di leen di bàyyi xel bu baax a baax di bàyyi xel ñi nga xam ne rek ñoo ngi ñuy seetaan te Touba ku ci mel ni Adja Binta Ba mu Sëriñ Maxtaar Jaxate ak soxna Wali Kebe bu Sëriñ Bass Abdou Khadir Moustapha ci loolu la ñuy jaar xoole li nga xam ne moo di Leewtoo te nag Leewtoo dañ ci ànd ak sunu xarit boo xam ni liñ naan defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal daaw tëggoon na foofu nga xam ne moo di diwaanu Bercy bi yoon nag yaakaar naa dafa changé salle. mu di Amadou Badiane. fan la tëgg bi yoon. mi ngi koy tëggee ci dëkk bu ñuy wax Compiègne. Compiègne nekk c'est à quelques 1 heure de Paris. Donc nga gis ne kon Amadou Badiane li mu ndax ci moom daal dañ koy bàyyi déglu ko ba pare rek doog a ñëwaat ak moom ci li mu gox ci moom. aywa ñu ànd ak moom Amadou Badiane Sakura Wali ànd ak moom tey mooy sunu gan ci li nga xam ne moom moo di Leewtoo ñu ànd ak moom dellusiwaat. ñu ngi tudd Amadou Badiane ku nekk xam ñu ci làmb ji donc tey ñu am mbégte ñëw fii di répondre seen question. yéen ñi doon promoteur ndax xam ngeen bu baax li tënk làmb. waaw donc xam nga booy nekkee promoteur léeg-léeg foog nga xool exactement environnement bi ngay yëngu donc dina baax pour nga mën a xam fooy teg sa tànk donc moo tax li njëkk mooy xam li CNG wax. ci wàllu li nga xamante ne moom lañ tëral effectivement maîtriser nañu test CNG yi ci wàllu boobu. juróom-ñaari junni mbër ñoo am licence waaye ñenn ñi rek la ñuy faral di gis lu ko waral. waaw je pense que xëy na li waral loolu mooy xëy na benn ñu ci bari dafa am ñoo xamante ne sponsors yi ñoo leen di soxla donc loolu moo tax les promoteurs yi di ci jeter leur dévolu ñeneen ñi aussi c'est leur popularité moo tax promoteurs yi di leen xëccu. Mais je pense que c'est au niveau même de la lutte en général où la ñu war a xoolaatee tëralin bi parce que il n'est pas normal que ñu am autant de licenciés ba pare ay tuuti nit di ci bëri donc je pense que loolu wàllu organisation la et ça c'est au niveau du CNG que ça devait se régler. lu ngeen xalaat ci stade Demba Diop bu ñu ne dañu koy tëj ngir defaraat ko te stade bu Ngor mënuñu faa amal yenn lamb yi. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que promoteurs yi dafa am programme boo xamante ne dañ koy tëral ci année bi donc je pense que ministère de la jeunesse et des sports ñëpp la jaboote donc il n'est pas normal que ñuy favoriser yeneen disciplines yi pour ñu mën a am seen infrastructure te la lutte a des problèmes tout le temps donc jaaduwul ñu tëj stade Demba Diop nga xamante ne stade Demba Diop rek moo fa nekk pour tëgg les grands événements alors au-delà de ça je pense que il faut que ñu
jóge jële fi loolu il faut que ñu fexe qu'il y ait une véritable politique maanaam terrain yi ni mu amee ci football noonu la war a amee ci lamb ji du sax benn arène mais ay arène la war a mën a doon xëy na capacité yi ñoo warul mën a nekk benn mais je pense que il n'est pas normal jusqu'à présent toujours on est ci ay terrain football xuloo bi tey dinañ ko am suba duñ ko am et cetera ni ñuy développer des infrastructures pour le football pour le tennis et le basket loolu la ñu war a développer des infrastructures pour la lutte c'est ça qui est normal on est dans un pays où c'est l'impôt xaalis ñëpp mooy defar infrastructure yi. nan nga mën a comprendre yenn mbër yi ñu woowee ay VIP di def année blanche. loolu li koy expliquer la plupart du temps mooy actuellement je pense que économie bi nga xamante ne moom la ñu jox lamb ji ça ne repose pas ci yenn fondements solides donc ça c'est un problème ce qui fait que nit ñi dañuy jox valeur yoo xamante ne ça coûte cher maanaam dañuy yóbbu seen bopp ci ay cachets yoo xamante ne dafay cher te léeg-léeg promoteurs yi duñ ko am pour tëgg leen donc c'est ça qui fait que généralement mbër yu bari dañuy am saison blanche au lieu de rester sur des centaines de millions autant aller lutter sur des vingtaines de millions mais malheureusement ils préfèrent ne pas le faire or économie bi nga xamante ne moom la ñuy wax ça ne tient pas ci lamb. noo gisee mbër yi ñuy jox avance bu saison tëjee est-ce que du leen indil ay jafe-jafe. waaw loolu problème la c'est-à-dire que je pense que loolu mbër yi sax waratuñ ko nangu parce que léeg-léeg day indi problème yu bari problème yi fi am yëpp moo fi nekk je pense que on doit essayer réguler la situation maanaam CNG dafa war a jël responsabilité am fexe ba am na intersaison bi ñuy bañ di ci joxe xaalis ou du moins même suñ ko joxee que mu nekk sur des dates rapprochées sinon ay jafe-jafe rek lay indi gis nañu mbër jël na avance ça fait 1 an ba léegi bëriwul loolu jaadu problème rek lay indi donc loolu warul nekk xëccoo jaru ko. Badiane Sakura Wali ñu sargal ko bu baax a baax bàyyi ko xel moom itam mu ngi waajal loolu nga xam ne moo di combat am di nag samedi incha allah ci diggante nag ñaari mbër yoo xam ne ci macha allah Youssou Ndour ak Tonnerre Youssou moom yaakaar naa ni miin na fa. waaw Youssou Ndour miin na fa daaw ma fa bëri woon daan fa ki nga xamante ne moom la ñuy wax Matar Gueye bu Thiès bon foog ma def tuuti benn taxaw seetlu tuuti ci Badiane ci effort yi muy def. pour exporter la lutte. moom mi ngi vivre en Europe entre les deux pays la nekk. mais vraiment dafa ñëw Sénégal commencé di monter ay jalons ça fait entre 4-5 ans ci ginnaaw mais après nag bu commencé exporter def fi bërsi boo xamante ne vraiment Sénégal yëpp tegoon nañ ci seen bët fii ci Sénégal ci la chaîne TFM tey ji mu remettre ko encore ci ville bi ñu naan Compagne boo ne ñaari mbër yoo xamante ne aussi ay mbër yu am ginnaaw lañ yoo xamante ne yu taxaw lañ yoo xamante ne Sénégal am na ci ñoom yaakaar. am nañ ci ñoom yaakaar di ci nuyu bu baax a baax Modou Diouf chéri Say Diop bàyyi ko xel bu baax a baax dem xoole li nga xam ne moom moo di affiche bu Mame Balla moom itam Sénégal na mën ko lool waaye mu ñëw ci li nga xam ne moo di fin de saison am combat ñu xool affiche am. man la Mame Balla maa ngi dëkk Pikine Ridis am 8 combats am benn défaite am benn sans verdict man ma Mame Balla no recul borom ciki. sa adversaire. sama adversaire ñu ngi bëree Iba Mar le 21 man ak Tafa Leer di ñaan yàlla incha allah ma daan ko jëlee bu gaaw. Tafa Leer lan nga xam ci moom ci bëreem ci xeexam. ci xeexam gars yi neeñ xeexam deewul noonu waaye man gisuma loolu maa ngi jàpp ni ku mun xeex la maa ngi jàpp ni ku mun bëri la maa ngi jàpp ni moom bu jàppee du bàyyi day jeexal te incha allah rabi lépp loo xamante ne lamb ji laaj na ko suma adversaire maa ngi koy togg ba mu ñor xomm incha allah rabi te li mu bëgg ci kattan yàlla ci lamb ji dama ko may. incha allah Mame Balla ñu gis nañ ne bërikat bu mag nga mais ci sa dernier combat dañu gis nga bëri combat bu gudd xeex bi métti trop quoi. pourquoi nga def loolu. waaw dañuy toll dañoo nekk ay ndaw nekk xale yu ndaw yoo xamante ni dañoo gëm suñu bopp am lu ñu bëgg léegi nag booy bëreeg yenn catégorie bi nga xamante ne carrément dañoo xaw a jël poids tuuti tout le temps ñoom dañuy teg lamb ji foo xamante ne eggu fa duñ ñëw joxe li ñu am dañuy ñëw jël lépp daal di koy défensif téye seen bopp léegi man nag maay obligé di li nga xamante ni mooy ni ko indi sama jéem a fighting pour rek lépp rek pour jéem a jeexal lamb ji waaye ñoom duñ ko bëggee noonu dañuy bëgg téye benn ak yooyu léegi lu mu laaj rek laay def léegi lamb ji moo demee loo xamante ni lépp victoire la léegi nag combat bu laajee mu jeexal ko ma jeexal ko bu laajee ma téye ko ba temps bi dem ba heure bu ma neex naa ko def incha allah rek temps boobu laa nekk fi mu toll nii
adversaire yi ma bëri yëpp mun naa ni carrément bi premier combat bi ma am daal laa bëri koo xam ne toll naa moom taay ñëpp ñoo ma bëreel ñoo ma suut ñoo ma ëpp man loolu daf may neex dama koy wax sama koñ dama naan leen man damay bëgg combat boo xamante ni su ma bëree doomu adama yi xam ne kii bëri na bëgguma bëri combat coroxo yomb yooyu affaire yooyu ma bëgg combat boo xamante ni may bëri ñu xam ne kii nii bëri na am fighting na ba am li mu bëgg man cànk boobu laa nekk du ma taxaw ñu may utal ay yoon yoo xamante day yomb nii def nii affaire yooyu jël ci yenn grand yooyu mooy loolu sama moroom yi laay jël defal leen affaire te incha allah rabbi di ngeen gis lu bees Mame Balla bu Pikine mbooloo nekkoon noonu bëggul nag lu lëndëm lu leer la bëgg tax nañu boole ko ak nga xam ne moom moo di Tapha Leer. Tapha Leer j'espère bien que ni lëndëmul benn yoon ñu ànd ak moom ci affiche am dellu si waat. moo ne Tapha Leer na écrit Bawol mbooloo def 10 combats 9 victoires benn défaite war a bëre ak Mame Balla bu écrit Poko di Pape Diop samedi la 21 juin di ñaan ma ndam si kawam. Mame Balla nag maanaam miinu ma ko nii quoi si mbëri dama koy dégg nii rek miinu ma ko dama koy dégg nii rek. ndax miinoo ko te mu nekk un grand champion comme yow. waaw champion la koy dégg na champion la dégg naa ay jaloorem mais amaguma temps pour toog di réfléchir ci moom ay li mu def ak li mu andi. xam nga mosoo fekkee fu mu bëree. non mosuma ko fekkee xanaa seetaan télé ni mu bëre. te c'est rare sax. lan lay bëree moom. moom day xar lay xar nii xam nga damba am bët la loolu daal laa dëgg ñu lay bëre. day xëj day jàpp xëj la xar la soo bañee mu bët la wer na ba xam nga loolu lay dëgg naa laa dëgg loolu lay bëre. mais nee na daf lay jongale bi yoon du bàyyi def boobu. wóor na Seydina Mohamed du ma songule su ma songulee day dam. foo teg loolu. maa ko bu doole maa ko daxa bëre maa ko mën maa ngi ñaan yàlla ci suñu borom yi kattan suñu borom mooy man ndam si kawam te incha allahu rabi dinaa ko daan. non li ma entraîné man li may liggéey di ko daj ci entraînement bi gëm naa ne man maa ko bu doole. mais moo daal xeex dégg naa. non xeex mu loolu may bu jour ba. non parce que moom day xeex di bëri te yow di nga bëri mais doo xeex loolu da mooy problème. non lamb ji di ñëw ci la Sénégal xam ne daa mën a xeex. c'est que lamb fu mu toll lamb duñ ne ku dóor duñ ne ku daan la ñu wax te man damaa mën a bëre car macha allah damay ñëw te ñu may bëreel amuñu occasion taxawu xaar xeex bi duñuy ñëw ma ne xuuxum jàpp ma daan leen xam nga moom nag danaa daa mën a xeex dama bëgg bu subaa mu dëggal foofu ñu xeex ba Sénégal yëpp xam ne man dama mën a xeex ma soo koo daan bu neexee suñu borom. fan nga teg ne yaa ko puudar encore. non fu mu li may entraîné 3 séances laay def ànd ak Tapha Tine sama doomu ndey mu may yee heure bu ne ak bàyyi moo rax dox sa garde ñoom Johnson sama gars yi ñu may yee 3h30 ñu dem entraînement ñëw def musculation yëg din préparé def tout kon man li ci mën rek laa mën a gëm ko waaw. Tapha Leer ak ki nga xam ne moo di Mame Balla ñoom ñaar ñoo war a bëree mais Moustapha yow ku jot rek tuddee la boppam. ah non gis nga rek mais alhamdulilah rabbil alamin mais en tout cas bon en fait Mati lii image yi ñu woon léegi Tapha Leer. waaw les éducatifs Tapha da doon jégin wala li ci entraînement bi la les éducatifs moom mooy li nga xamante ne mooy base du sport boo ko xamul rek vraiment. ah bon mënoo capable pour nekk un sportif. il faut nga connaître les choses ay talons fesses semi élévation talons fesses. mooy li muy def nii. waaw mais parce que il n'a pas compris même ñi mu àndal sax ils ont compris mais lui il n'a pas compris parce que ñoom li ñuy fixé wu toujours moom mooy da yëg naa ci di nii budd naa ci weñ te yii nag mooy base su bëree. moo tax nga am souplesse. da koo mënul nii da koo mënul nii. il a compris après comprendre na gis nga commencé na di ko comprendre parce que peut-être musu ko def wala xamu ko en général. Mati mooy loolu rek mais entraînement. ba seen entraîneur seen entraîneur. Mati entraîneur encore foog ñu wax ci di ci waxaat tout le temps pourtant CNG da ci wax ba tàyyi il faut que ñuy former les entraîneurs pour ñu mun au moins di préparer seen lutteurs yi. Tapha Leer bi c'est un bon lutteur am na taille am na gabarit ndëgg man sax dama koy yéex a xàmmee parce que ça fait longtemps ma koy demandé ne ko mais Tapha Leer yow daan bëri di feesal stade bi mu ne wóoy ba léegi maa ngi koy feesal mais man dama ko gis heure bi woon na fekk Tapha Leer bokk parce que am na taille am na gabarit genre Tapha Tine la donc il faut que mu travaille il faut que mu dem jege ji. mais moom itam Bawol mbooloo la bokk. non Bawol mbooloo nag donc moom conseil bi nga ko jox mu Tapha Leer bokk na ci mbër yi war a
téye lamb gi seen loxo ëllëg. am na taille war na mat 1m90 à peu près. et puis ku ko toppatoo dina nekk dans les 130 à 120 kilos donc dem seeti un bon préparateur mu liggéey dëggantaan day bokk ci gars yi kenn mënu ko dara. mais ñoom ñaari mbër yëpp ko wax mi ne xooluma ko mel ni mbër. yàgg na ak moroom mbërëm même bu ko xoolee sax da koy jaay naa ni te ne ko. xooluma musuma la gis xaw ma nu muy entraîné alors que c'est dañu nekk en contradiction parce que ki ngay bëreel war nga xam kan la. war nga mën sax seetaan au moins benn combat pour xam au moins lan la mën ci biir bëree waaye koo ci waxal dinaa la xaw ma ko musuma gis bëreem intéressé wu man non boobu conseil loolu moom nañ ko bàyyi. dañuy naxante rek naan seetaan naa kasetam. seetaan naa combat am yëpp. xam naa fi ma koy jaar loolu la nit ñi dalal seen xel nit ñi mais xaw ma ko muy bëreel loolu dafay xil mi ni bopp léegi Mati foog ma ñëw ci ki nga xam ne mooy Mame Balla. Mame Balla c'est un très grand technicien de la lutte. bokk na ci mbër yi nga xamante ne gudduñu réew ñu mais dañoo bari bagage ci ay bëre. ma gis nag ne combat bi mujj bëre dafa bëri xeexu jaar xeex ku ne di nàcc ba mu gagné par avertissement amul ko njëriñ parce que bërikat la bërikat damal bëri ji. assurance laa joxe exemple tout à l'heure rek nekkul di reyante dafa dem bëri ji waaye di xeex mu bëri donc c'est très bien pour Mame Balla mu ñëw utiliser technique am yi am savoir faire am su bërëjee rek mën na am dara waaye nag mu ngi dajeeg koo xamante ne nag daf ko sut ci ba pare ëpp ko laf mais nag c'est très important ngay bëri ko ëpp nee na sentir na boppam ci bëri ko ëpp doole donc bokk on verra ce combat incha allah et ñu fàttali aussi combat boobu suñu nit suñu xarit Bécaye sama chéri Hadj Bécaye Mbaye moo ko monté moo ko tëgg ñu ngi koy encouragé te xamal ko ne ko bis boobu dina ñëw vraiment assister ko incha allah chéri Mbaye moo tëgg combat boobu Pikine mbooloo ak Bawol mbooloo yaakaar naa bu ñu dajee mbooloo mi daañu daje fa nga xam ne moo di stade boobule bu ko defee ñu mën a dimbali Hadj Bécaye moo bañ a perte ci li nga xam ne moo di combat boobule ñu xoolee Tupac ak dox sa garde ñaar ñoo xam ne ñoom itam ñu tàng lañu aywa. waaw man la Tupac bu tay ci nga dafa gum naa 3 combats benn défaite 2 victoires. man la dox sa garde Igir Texas am naa 5 combats 4 victoires benn défaite. moom xamuma man tamit xamuma ko bu baax mais combat wu guerrier la quoi combat dafa war a neex. xam nga bëreeg moom lan moo tax du jafe. père yéen ñun yàgg nañ leen seetaan te chaque jour dañuy seetaan sa émission boobu noonu ku juum daal si yow la daal. te sama combat maag Sibel gis nga nu mu demee seetaan nga lépp xelu xale moo ma jàpp ma ñëw juum mais man daal maa ngi sant yàlla du ko ñaanal wér parce que moom amul benn problème borom baax la mooy loolu lamb moo ñu boole te lamb ji bu jour waa dañu ko ëpp doole yéen ñaar ko ëpp doole non yàlla xam non yàlla moo xam ko ëpp doole man daal en tout cas li ma war maa ngi samay entraînement bu baax moom tam xam naa mu ngi say entraînement sorewuñ fu ñu dëkk wóolu la seen déggoo père déggoo ma daal c'est ku dàq bëre sorewuñu donc kii maa ko dàq bëre xam nga loolu sax yow fa lay jaar ba dàq ma bëre kii mënu ma dàq bëre mën naa ko may tànk léegi nii du ma daan kii day wax lu ko neex rek waaw yow tamit lu muy wax nii mën na ma may tànk waaw yow sama waa dégg nga ko bu baax lamb ji di nga ñëw waaw père bien sûr jeex na comme lamb ji jar affaire bi jaratul wax ju bari quoi barki Seydina Mouhamed 4 séances laay entraîné 3 heures du matin laay yeewu di dem dîner 10 heures daf may fekk salle ngoon damay dem contact pare demaat salle comment dama ko jox cër moom dama ko jox cër man 5 séances lay entraîné xoolal père lamb ji kon cin la amul ruux bu sama yana ngaan la doo lay bëri cin buy baax la amul ruux bu sedd quoi maag moom suñu diggante déedéet nel kon sama yana ngaan la doo lay bëri père wala du comme nee na moom 4 séances lay def man may def 5 séances loolu war na neex xanaa nag li lañ tuddee avant première ci ñaari mbër yi rek parce que ñoom ñaar ñëpp macha allah mais nag li ci gën a neex mooy ñoom ñaar ñëpp ànd nañoo dara parce que bu doon ñeneen la xeex nañu. ba mais c'est important. mais 5 séances nag Moustapha. non 5 séances mi ngi bëgg a bari bon 5 séances xëy na bon dafa bëgg wax neexal la rek li muy entraîné vraiment bari na maanaam pare na combat bi quoi. mais mati xale yi je pense que amuñu problème ah. booy mën a canaliser mën a waxtaan ak ñoom rek ñu comprendre ne ñoom le jeu mooy def si ce qu'il doit faire.
dama leen mettre en épreuve ñoom ñaar ñu jàkkaarloo mel ni ku nekk ci combat. mais jafe na ci ay mbër donc combat la avant la lettre. donc li ñu defante ñoom ñaar noonu souhaité ko moom la ñu defante le jour du combat ci biir stade bi et ni ñu waxantee correct na jaadu na par respect parce que mbër nag pour man sax léegi bala ngeen personnalité gars yi naw la mooy nga waxante wax bu dal. wax bu teey wax bu noble su bëre jotee nag ngeen bëri ko mat sëkk xool ñu ngi jàkkaarloo ñoom ñaar nekk ñaar adversaire à l'épreuve la mettre rek jàkkaarloo leen jàkkaarloo commencé sànnante ay kurpeñ gis nga ñu xam a bëgg a jigante si ah non 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 ah non jeune homme non bu kenn laal sa morom gis nga gis nga tu as vu fin de corps yaa ngi nii dem det du droit det du gauche attaque. mais lii baax na ci sax ñoom ñaar ñu xamante nattante seen bopp. mais c'est très important xamante wuñu aujourd'hui xamante nañu. c'est un bon combat quand même. mu nekkoon ñaar ñooñu de nga xam ne nag moo di Tupac ak ki nga xam ne moo di dox sa garde ñoom ñaar nag ci bis ba kan mooy dox sa garde morom. yàggatul incha allah daañu ko xam waaye balaa ñoo dem rek ñu souhaité Aminta Sok heureux ménage ak kooku di xaritam di Mame Anta Kandji Kébémer ñu koy bàyyi xel wala foofu ca diwaanu Bargny ñu sargal leen baax a baax Doudou Gueye di la ndokkale di la sargal di la bàyyi xel bu baax a baax ànd ak nag jàkkaarloo ak ki nga xam ni mooy laaj actuellement. Bombardier ki nga xam ne nag mooy Zos dinaa Zos mais Zos daal temps yi yaay buzz aywa ànd ak yow non temps yi moom dafa xew Zos ànd ak moom ci jàkkaarloo gone Parcelles Assainies gi dellu si waat ça va très bien. naa sax. acca ñu dem ci liggéey wala. liggéey bi ñëpp a yee man la Zos di ziar Sénégal yëpp di leen baalu àq di remercier ñëpp ñi ñuy jàppale di sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Zos jàng nga école. waaw jàng naa école. lan nga mën a may xale yi nga xamante ne dañu bëgg a jàng bëri ànd na waaw man moom xam nga sama concept moom xam nga gis naa sax ñu koy véhiculer ak ñoo xamante ne ñi ngi koy. ñi ngi def idée yi mel noonu comme concept yi ma amoon mooy dama bëgg xale buy jàng mais waxuma la ngay jàng nga bëgg bëre nga bàyyi jàng à cause de bëre wala nga bàyyi jàng à cause de sport du ma sax bëre wala football wala dara mais sport étude la ñuy wax sport étude maanaam da ngay jàng di bëre wala ngay jàng di football xoola boo xoolee souvent mbër buy jàng di bëre da koy gis mu nekk star koo gis danaan oh boobu day jàng étudiant la ama parce que day am beneen challenge bu nekk ci moom boo xamante ne day différent ak yeneen sportif yi nit ñi ñàkkalee fayda jàng man loolu ça me fait mal jàng dafa doon benn affaire de plus buy nekk ci doomu aadama du dañ parce que sa bopp lay nekk handicap boo mën a am ba toog sa bopp mën na liggéey ndax bopp mooy liggéey bi gën a garaaw bi nga xamante ne moo la jox ay milliards du ay dóorante du ay nii bopp moo ko gën a mën a def boo xoolee les multimilliardaires du monde xeexuñu bëriwuñ fubaluñ defuñu dara mais ils sont les multimilliardaires donc loolu bopp la. ci biir loolu noonu ni ñuy dàqee mbër yi ci école naka la ñu non loolu ak i mbërëm ak i école am parce que aussi dafa am y a une chose boo nekkee ci école nga nekk mbër nit ñi jàpp ne mbër yi dañu yor ay millions comprendre nga donc pour man am na loo xamante ne nii yow mbër bi yaa ko war liggéey parce que boo xoolee école yi fii sûrement école yi ñuy publique yi la ñuy ëpp li ñuy entraîné fa la ñuy entraîné sax donc y a pas beaucoup de moyens donc ñu ñoo war a jël suñuy moyens def ci école bi
sos dégg ngeen prix bi am yëpp ci arène nationale sos loo ñu mee ci arène nationale ni nga déggee coow yi. Moustapha Gueye boo xoolee tey arène nationale ñaata at ak nii ñu koy wax tey dama xam ne régime bu ko fi def régime bu njëkk a jël def fi arène nationale kooku wëy la bu dul jeex ñu bëri xamuñu loolu mais ku fi njëkk a def arène nationale mooy nekk wëy boo xamante ne président bi moo fi njëkk kooku wëy bu dul jeex la Sénégal nag dafa am benn affaire bu ñuy def mooy chaque jour ils ont canalisé les trucs à Dakar te loolu du avancer réew yaa ngi dégg boo nekkul Dakar day mel ni doo nit boo nekkul boy town dafa mel ni boo ko ci dëkk bi loolu dañ ko war a dépasser comprendre nga boo xoolee aux États-Unis dañuy xool benn niveau bu busy niveau boo xamante ne dafa dem ba bloqué fii xam nga Dakar dafa saturé léegi dañuy génn comprendre nga créé beneen site boo xamante ne lu mel ni benn genre downtown dem def fa arène nationale voilà dem def fa arène nationale def fa station def fa hôpital nit ñi mën a defaat nii comprendre nga dugg ci site boobu parce que boo xoolee tey boo demoon Google Earth nga tapé def Sénégal comme Sénégal a ngi nii Dakar lii la comprendre nga léegi ñëpp boo xoolee ñëpp a ngi fii mais xoolee espace bi des Sénégal kenn utilisé wu ko foofu la problème bi nekk aussi parce que arène nationale xëy na fi ñu ko bëgg a def la ah ñooñu bañ comprendre nga mais du fa fu ñu ko def ñi bañ. mais ñi bañ est-ce que ban pouvoir la ñu am pour war a bañ. non parce que loolu xëy na seen droit la wala ñee tamit li tax defaguñu fa bëgguñu coow bëgguñu kii xam nga donc et puis mu nekk ay xam na ay sites yoo xamante ne aussi xëy na xam nga man loolu mënu ma ci véhicule bu baax mais li ma mën a xamal daal mooy espace yi mën a exploiter pour arène nationale ak pour leneen dafa bari Sénégal te ba léegi ñun amuñu loolu. di affaire doping bi les lutteurs yi jékki-jékki rek te li yàlla et après qu'est-ce qui va se passer après. yaram bi boo dugalee ci bokkul dina ko génnee wala nga génnee ko wala bu koy génnee dina ko cher parce que boo xoolee souvent développement yi gars yi développé day gaaw de telle sorte que da ngay xam ne lii c'est pas naturel donc développement boo xamante ne sooy développé sa bopp mooy njëkk a feeñ say lex sa bopp ngande sa bët suulu loolu xam nga loolu du entraînement xam nga entraînement doomu mës a gis sama kanam changé bi ma dee Zoss ba léegi nii laa mës a mel su may développé damay développé sama corps parce que boo gisee may développé sama corps parce que entraînement li ma war entraînement récupéré ko naa développé sama kanam bu ma dul woon nelaw noox yi dina xaw a génn tuuti mooy ñàkk a nelaw yi bëti suul yi xam nga dina kii tuuti mais du la def te sot da ngay néew ba sa baaraam yi boo xoolee day néew yi après sa peau bi day ubbeeku gars yi naan day xeesal affaire yooyu fekk xeesalul comprimé yi moo ubbi sa peau yi sa pores yi comprendre nga. bu taamu baaraam jàpp baaraam bi di def signe. non non souvent day ay signe la même day génn sa tànk bu amoon ay tache bu amee ay góom après tache yi day feeñ yëpp ay comprimé da koy def ay xeetu comprimé ndax comprimé yooyu soo koy naan bu duggee sa yaram xam la lay njëkk a développé sa xol bi sa xëtër bi yooyu lay njëkk a ngandal sa biir bi sa affaire yi sa organes yi ci biir yooyu lay ngandal la pare xoolal def la nii xoolal yéeg sa bopp bu yéegee sa bopp après soog a nag mu lay soog a ngandal sa yaram. ok mais Zoss dama la gis ngay téye sa baaraam di ko téye nii yaa ma inspiré comment ça s'est passé le baaraam de Gouye Gui. là il faut que tu nous expliques mosoo ci wax boobu ba léegi qu'est-ce qu'il y a ci baaraam Gouye bi. mais parce que laajuñu ma xam man j'ai pas l'habitude aussi di tontonteeg ay nit affaire yooyu mais aussi ku ne xam na ne loolu man je comprends pas ça. explique-nous nag maintenant. loolu non man mënu ma ko expliquer parce que comprendre ma ko. xam nga nag non mënu ma ko expliquer xam nga sax loolu parce que mus ba dëgg ma naan toog naag ay kilifa ne leen est-ce que mos ngeen gis baaraam mbër buñ téye mu ndam ñu ne ma ba mbër dee mbër ba léegi kenn amul kon loolu mënu ma ko comprendre te mënoo téye ñetti baaraam nit benn bi damm ba ay ñaari te et puis bi ngay téye ñetti
xanaa nit bu baaraam damm sax nga gis kanam bi def benn réaction tu vois que ni li nga koy def mi ngi metti mais jékki-jékki rek def nii na def dafa sedd. lan nga bëgg foofu donc. non comprendre ma non au nom de Dieu man dama comprendre ma parce que gis naa yenn caméra yi di def intention ay matt naan dama doon matt mais loolu amul raison bi réaction bi mooy la moo tax gars yi waa ji tàllal ma loxoom loolu mooy première réaction bi parce que tey su may bëre ak yow nga jël sa xam nga affaire bëre may léwat ak yow jël sama loxo teg ko sa kanam donc il faut ma effacer loxo bi pour mën a dóor mais loxo mënul tegu ci kanam pare ngay dóor c'est impossible donc téye naa loxo yi pour xëcc pour dóor comprendre nga bi ma bàyyee mu def nii ne dafa damm affaire bi ça m'a étonné parce que xam lu may doon lan moo tax dama entraîné pour xeex bëre xeex ñi xeex ba stade bi yëpp jóg billaay loolu laa préparé te combat bi ni mu jeexee affaire bi dafa ma jaaxal non comprendre ma. ban combat moo la gën a décevoir nga am déception sa combat yi. loolu moom 2 combats la moom moo ma dal. ban ak ban. ma am déception non yi may am défaite yëpp la parce que défaite man daal. lu si gën a touché quand même boo ñëw xeeb waa ji wala nga ñëw fonkoo combat bi plein de choses. mooy sama combat la déggee dee bu njëkk ba. mooy parce que liggéeyoon naa loo xamante ne loolu mënu ma woon daan daal. mënu moon daan sama combat ak Baye Seras aussi bu njëkk ba métti woon na ma trop quoi parce que mënu moon yaakaar ne si àdduna dañu ma door a daan mais grand sama combat ak Baye Seras bu njëkk ba ak la dëgër bi yàlla moo ma bëgg rek mais mënoon naa sax rey sam bopp boo ko def loo xamante ne bokkul ci gëm yàlla noonu la jël waaw di wax aussi bomb làmb moo ñu war a boole rek donc grand nga xam nga grand laa aussi parce que booy gis nga booy ay booy la ñun ay grand lañ man grand laa quoi du ma booy boo xoolee booy yi maa leen mag comprendre nga donc il est temps ñuy bëree soit ma bëreeg Bombardier yow wala ma bëreeg keneen laa ci yemale donc du ma bëreeg man maa ne du ma bëreeg mbër ba mu defet rek ça n'a rien à voir que du dara moo tax ma wax loolu parce que bëriwuma ak mbër ba mu defet dañuy bëri ak mbër yi nekk ci victoire laa bëgg a bëreel ku mu doon gagné tamit yow laay dëkk ñu bëri ak yow samp naa sa mën na jour li ma def kenn sañu ko fa def mbër yi Sénégal li muy bëri mbër amul benn mbër bu fekk grand combat bi ñëw sampal leen maa ko def si li ma def xam naa ko ñeme naa ko mën naa ko voilà donc nag soo mënee rey ma waaw bu arbitre bi sifflé boo mënee rey ma loolu mooy làmb donc gëm naa li may def ñeme naa ko macha allah nag jantal grand nga mu nekkoon noonu nag Zoss Moustapha naka nga gisee ki nga xam ne moo di Zoss. un lutteur à respecter parce que il a fait une carrière quand même exemplaire ah boo xoolee fi mu jógee ci ay tournois yi mu duggoon am ci 2 défaites benn victoire nga xool fi mu ñëw bu defee ak ñoom Issa Pouye bu defee ak ñoom Guy gi am ci ma Guy gi 2 victoires jóge fi bëri fi ak ay champion yu mag Tidiane Faye ay ñëpp la bëggal ci làmb ji donc nag c'est li mu demandé nii man d'accord naa ne war na ko demandé. loolu laa la bëgg a laaj parce que c'est un si nee na ko rey ma soo mënee ñëw nga rey ma su fekkee c'est un bon combat pour les amateurs et Zoss est là parce que tam mënul nekkaat di rétrogradé toujours mu bëri ak les. li may xale chance non li may chance dafa ëpp sax pour man maintenant na dugg dans la cour des grands. boo duggee dans la cour des grands mooy ñoom Tyson ñoom Gris Bordeaux ñoom Yekini ñoom Bombardier ñoom Balla Gaye foofu la Zoss mérité fi mu nekk
en âme et conscience. ñoo ko déggandoo kon nag mu ngi noonu la ñuy bàyyi rek promoteurs yi ñoom itam ñu waxtaan ci ak moom saison bii di ñëw xëy na dinañ ko trouver benn combat ci bokk ci combat yi nga xam ne moom la bëgg dinoonu la ñuy jaar xool nag affiche ki nga xam ne moo di Tonnerre ak Youssou Ndour nga xam ne nag ñoo war a bëri ji foofu nga xam ne rek moom moo di France ànd ak nga xam ne moo di Tonnerre dellu si waat. asalaamaaleykum auzubillahi mina seytaani rajim ginnaaw yi sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa Pikine mbooloo di sant waa Yëmbal di sant waa France di sant Badiane di sant suñu père Moussa Gueye Tigre de Fass. maa ngi équipe Pikine mbooloo maa ngi am 16 combats 4 défaites 12 victoires moo war a bëre Youssou Ndour équipe Ndakaaru. fan ngeen di bëree. France la ñuy bëree le 21. mosoo fekkee seetaan fa Youssou Ndour di bëree. waaw démb seetaan naa bu mu bëreeg Matar Gueye bu Thiès. gis naa nu mu bëreeg moom. ñoom ñaar dañoo dóorante mu kor ko dóor après daal koy futti. daal koy fàqal mu ñëw mu daal koy futti plaqué ko. gis naa mu bëreeg moom noonu démb. bu àggee yow foofu nag kon. non maa moom du ñëw du foofu. lu tax du ñëw foofu foo ko teg. parce que man xam naa li ma mën a xam naa lii sama fort tamit. su ma futtee dootul futtati mbër mu ko. kon da nga bëgg wax ne Youssou Ndour dafa xeex dafay bëre parce que yaa fi wax kor. non xeex bi moom arrangé wu ko. xanaa mu jéem a mbapat affaire séeréer yooyu jéem a wane mbapat affaire cosaan quoi mais xeex moom arrangé wu ko xalaat ko sax même su ne day xeex sax du xeex. kon da nga bëgg a dàq xeex. non du benn li ma xeex. léegi expliqué ñu fi nga ko dàq xeex Tonnerre expliqué ñu fan nga dàq xeex Youssou Ndour. mu lay ci kanam père yow champion nga. seetaan nga samay combat seetaan nga ay combat am. moom mosoo gis mu xeex ak nit si ay làmb day ñëw cokkaas la noonu rek daw naaw sa kaw. mais su xeex ak man moom dootul xeex. souvent man li ma gën a sonal si làmb mooy dama manqué jàppale dama manqué encadrement. manqué jàppale bu baax a baax loolu mu gën a sonal. te mbër yi daanaka xaj bépp dama am jàppale. man nag lépp man la. daal maa ngi nii képp ku bëgg a ñëw pour jàppale Tonnerre rek Tonnerre moom terewu la mais si ay conditions yi leer lañ ko parce que ku nekk ak ñu lay jàppale. am ñoo xam ne lay jàppale pour ci tëroo. comprendre nga am ñoo xamante ni xam nga dañuy ànd ak yow si sa bàyyi rek sa pënc su méttee dañuy daw bàyyi la fi. comprendre nga mais kuy ànd ak man te yàlla tax rek maa ngi koy woo ñu ñëw jàppale ma. Tonnerre moo nekkoon noonu ñu dem nag xooli affiche keneen di nag affiche Youssou Ndour mi nga xam ne moom la war a jàkkaar lool ci combat boobule moom itam ñu xooli ko lan la indi moom Youssou Ndour. man la Youssou Ndour nekk écurie Ndakaaru am 10 combats 8 victoires 2 défaites war a bëre ak Tonnerre le 21 juin ci Compiègne France. waaw mbër la rek comme yeneen gars yi rek. jàppee naa ko comme mbër yëpp ah. oui d' accord mais bëre la gën a mën wala xeex la gën a mën loolu dañ ci war a wax. Tonnerre pour man ci xeex la gën a fort tuuti rek. kon da nga bëgg mais bëre bi moom demeewul noonu quoi man xam naa loolu ci moom. kon moom daa xeex yaa ko dàq bëre. man gëm naa ne man maa ko dàq ba te dàquma xeex. bon moom nee na aussi yow xamoo luy xeex bëri rek nga xamal. waaw ba booba xam nga man lu ñu xam moom duñ ko wane fii dañuy bàyyi ba bés ba rek wane ko quoi. mais xam naa ne ñun préparé nañ ci côté yëpp. gën nañ yokk suñu affaire daal. surtout boxe bi yokk nañ ko bu baax a baax. man maa ko sut te gëm naa ne maa ko ëpp doole. mais Youssou foog nga wax ñu tax nga ëpp ko doole quand même. non li ma liggéey xam naa ne liggéeyu ko. man li ma liggéey. soo seetee suñu kii bi nii rek nga xam ne man mii liggéey naa. waaw. bon Youssou Ndour porte-drapeau du chef de l'État Youssou Ndour champion d'Afrique Youssou Ndour membre de l'équipe nationale war a bëre ak Tonnerre en fait loolu lan la indi ci yow ba tey. waaw xam nga ñun moom bëre moom daanaka ci lañ foo dara duñu jaaxal adversaire bu ne am nañ ko ci bëre surtout ci mbapat yi yaakaar naa fa la gënoon méttee. nga ñëw ci benn ngoon bëgg a bëre ak 10 personnes. loolu xam nga ne ku ko mën
soo ñëwatee fii dara du la jaaxal daal. waaw may lancer appel rek sénégalais yi fa nekk surtout rawatina sama mbokk yi ñoom Sori ñoom Satou ñoom Omar ñoom Mamadou ñoom Awa Diagne ci Italie association cosaan séeréer ñi fa nekk sama fan ci club bi ñëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw supporter si seen mbër yàlla ma ñu ndam. Youssou Ndour Tonnerre Youssou mu tuddee boppam sëtu Marie Sène bi moo àndoon nag moom noonu lee fas yéene nag jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Tonnerre foofu ca diwaanu Paris la France ñoom ñaar boo may wax ci ñoom lan nga may wax. li may wax damay commencer d'abord ki Tonnerre ah déjà xam naa ko yërëm tuuti ci ni mu communiquer parce que xalaat na ne amul ñu ko jàppale te ñëpp dañu am jàppale sauf moom waaye nag jàppale bi gën ci mbër nag mooy say preuve tant que yaa ngi prouvé gars la jàppale mais su amul preuve mbaa nga nekk ci. Entre les deux da ngay am problème mu ku la jàppale mais actuellement Tonnerre moom tamit dafa bokk ci mbër yi amoon riir bëri fekk ay Yékini Junior. nga daan ko fi dégg ci lu ne leen door yu métti bëri fekk ay mbër yu mag. leen daan ba attention bu leen. mais lan moo ko freiné. mais exactement dafa tegale 2 ou 3 défaites mais 3 défaites nag boo ko tegalee ci làmb pratiquement ñi nga àndaloon di dem dañuy dem bàyyi la. parce que làmb moom moo nekk loo xamante ne mais Tapha tamit loolu il faut que ma ñëw ci ak ñi nga xam ñooy faral di nekk supporters yi ak ñiy faral di ànd ak mbër. lu tax sénégalais xamul perte gagné rek la xam. ah exactement no sport de combat nag moo laaj loolu. tant que yaa ngi gagné ñu ngi ànd ak yow. ñu ngi lay jàppale ñu ngi lay dimbali. mati côté boobu nag mais nag non beneen affaire la mati côté boobu foog nga poñe def parce que logique sport moo demee noonu. parce que mbër yi daan ñooy nekk vraiment comme ni ñaan ci tubaab rek bu ñu laajee la lutte nga ne pour gagner il faut rester debout. donc kii daan nag mooy nekk au devant de la scène ki ñuy daan nag dafay lijjanti donc nag moom mi nga xam ne mooy Tonnerre pour mu comprendre ne moom dafa war gars yi dina ñëw ci ginnaawam jàppale ko mooy dafay continuer liggéey parce que très souvent mati nga laaj leen neen mais yéen lan moo tax ñu ne tolof non da ngay def autocritique reculer te di nelaw xalaat lan nga daan def bay gagné ba defatoo ko. lan nga may wax ci fan nga daan taxaw bay taxaw te defatoo ko parce que il faut ñu indi approche yu li ñu naan technique ak physique. sportivement sport. mais dañ koy teg ci affaire sëriñ la dañ nangoon sama dàll sama sarax bu ma génne loolu la dama jaxase non affaire d'entraînement la liggéey la bu mu daan def peut-être moom defatu ko bu ci delloo foog ma commencé am résultat c'est clair Maaw mu ngi may wax ci ginnaaw lan nga may wax ci nga xam ne moom la war a dajale Youssou Ndour nekk ci état c'est un technicien de la lutte donc lutte traditionnelle la jeexal ba mu jeex tàkk mu doog a ñëw ci arène bi day am ci séeréer yi mati ñoo xamante ne dañu nekk lutte traditionnelle mën a bëree te duñu mën a xeex nag mais dañuy mën a bëree mais Youssou Ndour nag bokkul ci mbër yi nga xamante ne dañoo mën a bëgg te mënuñu xeex parce que combat yi mu am yëpp ku ko dóor dafay fayu te dafay dem di dóor yi mais fu muy jeexal toujours moom mooy dem bëri ji ak yow nekk na porteur drapeau chef de l'État en plus et puis membre international sénégalais donc am chance dem Bercy am fa ndam dellusiwaat wax a delluwaat en France donc moom déjà c'est un lutteur international donc ñaari combat la yoo xamante ne je pense que ne tey bu ñu favoriser bëri bi waa France dañu gis lu neex a neex ci kaw bëri. ci loolu laay jaar rek dem xool li nga xam ne moo di allo docteur nuyu ci bu baax a baax Aïssa Sow foofu ca diwaanu États-Unis d'Amérique kon nag allo docteur. maa ngi leen di sargal bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan bu yëpp rubrique bi ma xam ne moo ma gën a intéressé ci l'œil du tigre mooy allo docteur allo docteur nag lu tax mu intéressé ma dafa fekk ne innovation la émission làmb yàgg na fi am mais ñu inséré ci allo docteur loolu moom lu ma neex la lu tax parce que dina permettre mbër mi nga xamante ne mi ngi bëre am opportunité wu xam li mu war a def ak li mu warul def lan moo baax ci moom ak lan moo bon ci moom lu ko sport permettre ak lu ko sport permettre ndax bu ñu fàtte ne bëre day jeex nga xëy suba nag mel ni Tapha Gueye war a def après bëre bi lan moo fa nekk ci sa wàllu wér-gu-yaram donc allo docteur daal innovation boobu musta am dëgg-dëgg gàcce ngalaama. mbirum ndox kooku moom c'est vrai que problème la ci sportif ci mbër xam nga suñu aada da ngay naan dama mar damay naan mais ñun ñi nga xam ni ci domaine médical boo maree ba pare ñàkk nga ndox donc xam nga am na problème foofu yow da ngay naan dama mar may ma ndox mais boo maree fekk na ñàkk nga ndox
te boo ñàkkee ndox ñàkk nga doole parce que ku ñàkk 2% ndox ñàkk nga 20% doole donc boo nekkee combat di ñafe di ñàkk combat yi nga xam ni ay plusieurs rounds la parce que des fois gars yi dañuy dem ba 10 minutes defaat yeneen 10 minutes mais boo ñàkkee ndox naanuloo sa doole day wàññeeku donc ndox dafa am importance pour sportif dañu war a di jàng di naan te doo mar kooku nag jafewul yombul de da ngay naan te doo mar alors kooku boo koy wax nit ñi c'est très compliqué parce que ku marul moom pour moom warul naan mais da nga war a naan fekk marul kooku nag réflexe yoo xam ni dañ ko war a def ci jeunes sportifs yi donc kuy commencer bëre bu kii rek ne ko demal naan yi mu ne la marul nga ne ko demal naan donc c'est très important ndox dañ ko war a di def nit ñi yenn saa yenn naan man damay naan litre benn yoon ak yooyu ndox bi ci gën mooy bi nga xam ni dañ koy def waxtu bu ne parce que ndox kenn du ko dajale ci yaram ñun duñu mën a dajale ndox am na ay bàyyi ma yi ko mën ñi nekk ci désert yi mais ñun mënuñu ko donc ndox foog nga koy répété waaye nag problème bi mooy dañuy naan mais nan laay xamee ne ndax naan naa lu doy wala lu doyul kooku moom beneen problème la mais da ngay xool ci li ñuy boo tuuree ndox couleur bi muy am boo tuuree ndox mu zone nga xam ne li ngay naan doy kooku nag moo gën a bare ci suñuy sportif gën a bare ci suñuy jigéen ñi aussi donc loolu baaxul day mën na indi ay problème ci rein yi sax mais baaxul parce que da lay indi coono tàngaayu yaram surtout nag pour sportif bi dafa war a di naan souvent balaa muy sport buy sport toutes les 10 minutes au maximum ba pare bu pare sport. docteur Mouhamed Diop ñu sargal ko baax a baax Moustapha tey ci li muy waxtaan dafa am solo parce que da ngay gis sax ñiy entraîné di faral di utiliser ndox mu bëri bëri ndax baax na. waaw aux sources de vie loolu yaram déjà yaram doomu aadama bi rek. ndox ci nekk ndox ci ëpp daal ci gàttal donc ñun maa ngi fàttaliku bi ñu daan di entraîné ñoom Amadou Kati Diop ñoom Mor Nguer ñoom Toubabou Dior suñu anciens yooyu nga xamante ne ñoom Birame Ndiaye boo mësoon entraîné yaa nga dem jël ndox naan sax ñu dal sa kaw. pour ñoom lamb affaire géej la waroon naan boo naan rek mooy da ngaa yokk. mais ndox mooy génn ci sa yaram. mais alors que ñun man maam expérience su ànd ak équipe nationale dem France UNICEF di entraîner mais saa bu ñu defee contact de lutte rek les 2-3 minutes rek tout de suite entraînement bi dafay tapé ne au robinet ñun ñëpp ñu dem naani ndox. donc après nag bu ma ñëw naan mais yow da ngay bëri naan même ci biir lamb gi sax mbër dina ñëw sonn taxaw ci mukaayam ñu war ko jox mu naan ñu koy tere ndox bi bul naan da ngeen di naan ndox même booy entraîné da ngay yóbbaale say gutu ndox yu bari di naan ndox du doy mukk. kon nag naan ndox du doy mukk Aziz Soumaré bu ngalam ci noonu la ñuy jaaree dem xoole ki nga xam ne moo di Adja Degen Chimère Babou kon nag maître Babou mu wax ñu geste bi nga xam ne moo ko gën a neex ci li nga xam ne moo di làmb yi weesu maa ñu dem. waa ci làmb bi am na benn geste boo xamante ne parce que man téléspectateur bu mag la téléspectatrice lu ma intéressé loo xam ne gis naa ko mbër def ko mooy jeune boobu ñuy wax Malick Niang parce que sportivité ak non violence loolu dañ ko war a prôner xam nga nekk champion ñu naan musoo am défaite pronostic yëpp jox la victoire nga xëy suba Ama Baldé daan la nga jug suba nga jug tàccu Ama Baldé dem ba ci moom félicité ko gestu nag xool say fans ak say supporters nga leen kenn liggéeyu ma bésu daanu dafa ñëw rek ma daanu mérité na victoire am nañu ànd ñu ñëpp félicité ko du liggéey du dara loolu geste boobu mu def dama toog sama néeg bu baax a baax di ko ñaanal parce que dañu toll ci réew mi foo xamante ne dañu soxla discipline fa tabakalla macha allah ci jeunes yi te keroog jooju prôné na discipline prôné na non violence prôné na sportivité boo xamante ne daal man dëgg-dëgg lu ma yéem la kon félicitations à Malick Niang. félicitations parole de yaay Degen Chimère Diallo borom wareef ñu nuyu ko sargal ko bàyyi ko xel bu baax a baax di ko ñaanal nag fanaanum jàmm ak salaam. duñu doyal ci moom de duñu doyal ci moom moo tax ñu indiwaat ko tey. Adja Degen Chimère di ko ñaan baax a baax mook équipe bi mu àndal yëpp ci li nga xam ne moo di wareef du dugg yi ñuy dellu di la souhaiter heureux ménage foofu ca diwaanu Bargny di la bàyyi xel bu baax a baax ànd ak yow ci li nga xam ne moo di sunu zapping nag ñu ciy bàyyi xel Maama Cissé mi nga xam ni dañ ko war a décorer incha allah dimanche ma ne ko bu dara sedd lépp a yëngu bàyyi maamu rek Mouhamed aywa ñu dem.
di Tigre mun naa ne lépp neex na mais li ma ci gën a neex muy rubrique yi ngeen di jël ci yeneen télé yi di sape di wane yeneen action yi ci télé bi télé bee Walfu 2S Sen TV TFM RTS yooyu daf ma neex ndax dangay du bokk ay communication. bon ñoom nag xëy na comme ni ñu koy waxee am nañu lu xaw a jafe ñun bi ñuy nee ci ay bëre yaakaar naa course bi xam na ci dara bon ay difficultés yu métti lañ doon jànkonteel xam nga ñoom mën naa ne comme li ñu am ni amuñu ko boo tëddaay bi lekk bi yu ci bëre bëre demul woon noonu kon mën naa ñun xëy na ay tuuti ay royukaay lañ quoi. dafa mën a bëre. waaw Boy Sarr Boy Niang. attention doolante. ñoom ñaar Boy Sarr daan na ko. Boy Sarr daan na ko. Boy Sarr daan na ko. Enchaîné. C'est crochet du gauche qu'on voit. Il a tenté de passer la droite derrière. Voilà. Au corps, il remonte à la face ensuite. Et c'est cette droite, ouais, qui renvoie Kenes dans les cordes. Mame Mbaye Niang sunu ndijoor amul fort lom fort sunu càmmoñ na nga lawtoo ñoom ñaar. lu ma métti nag dama koy wax. dañuy fay waxal tey la. yaa ngi dégg. parce que après dañuy tëj. gis nga tey bu fekkoon sama loxo bi tey CNG kenn woon na ma ci ne ma guy gi sa loxo mais kon CNG ñun lu ñuy jàppee ñun seen doom lañ ak seen rak mais ñu wala sama tànk fii basoka bëri naa feeg moom mu ni këllit kenn woowu ma maa faj sama bopp sama loxo bii. mais assurance bi jëlu la en charge mat seem assurance bi jëlu la en charge. gisuma sax assurance. Gambien jël na Baye Peul. Gambien jël Baye Peul rasu bañ. waaye. waaw dégg nga Gambien def na lu ne. Baye Peul bëgg naa xattar bi bëgg naa bot. lamb ji neex na. lamb moom ku ne day am stratégie bi nga defee sa communication. loolu rek sous-estimé wu ma ko mais xam nga signature moom il faut ñuy xaw ko neexal loolu rek. mais da nga ko doon wàññi ko. sa loxo bi Gambien mi ngi bëri xattal caxabal na. waaw ndeysaan waaw doole doxul jàmm. ki muy bëreel nii champion la. dama préparé sa békaay physiquement. waaw physiquement. ma koy plaqué. Boy Seye Sa Thiès. Boy Seye tegal na ko Sa Thiès bañ na Boy Seye koy bot Sa Thiès bañ na. Boy Seye Sa Thiès daan na ko. allo kooka la Raymond yow la kan guy gi du ma wax ak mbër pourquoi loolu dafa ñaaw du yoon man nañ ma dagg wala mu bàyyi bëri mais naa wax tey fii mu la. manager la war a waxal. Paa la waxal mu ni ko Paa dañ ko yow di nga noppi wala ñu jël sa licence lay wax daa bëri. docteur Patrick Mboma daan na ko jël bu rëy Lat Dior daan na Patrick Mboma jël bu rëy dafa jaar ca wet ga remplacé ko. arbitre bi sifflé na attention ñaari même pas de round d'observation combat est clair. Ouais, l'enchaînement, comment le direct de gauche est passé là un petit peu. Dommage que le crochet gauche il était donné avec le plat de la main. àdduna moom tey suma roi des arènes tey yàgg naa ko wax ci télé nit ñi ñoo gëm roi des arènes di ma ko wax mais man musuma gëm affaire roi des arènes man dama gëm ne affaire carrière laay respecté suma man. Ça son adversaire à l'espace de quelques secondes. jàpp na tànk ba Mame Mbaye Niang lom foor doon na bot demul jàppante nañu yëkkati na ko Mame Mbaye Niang daan na homme fort bu yëkkati Balla Gaye jël bu set wit ndeysaan homme fort ngoog. ma rakk suma xarit Balla Gaye 2 laa bëgg a def sama invité d'honneur mu ñëw ànd ak man parce que Mbour dafa bëri ay soppe. ndeysaan du question que Mbour laa dëkk rek man maa akipo ñëpp moom dafa bëri ay fans ay supporters ñu ko bëgg. sunu zapping nekkoon noonu ñaandoon ci ak moom bàyyi ko xel bu baax a baax ak ñi nga xam ñoom la si xelim mais guy gi dafa wax foofu la lu am solo mu di ñoom mbëri seen assurance. yaakaar seetaan ko démb yaakaar naa télévision Futurs Médias. bah si nekk na lu ma jaaxal trop parce que dans la logique des choses laa wax mbër mi su amee combat ñu jox ko
avance am. ci avance bi. CNG bi dafa am benn pourcentage bu muy jël ci xaalis bi pour assurance am assurance boobu nag dem na ba ci valeur un peu 300 000 francs CFA su fekkee ëppul tuuti mbaa mu yées tuuti. boo xamante ne boo gaañoo loolu la couverture bi loolu la. guy gi nag gaañu na normalement bi mu déplacé woo gaañu dem hôpital dañ ko war a jël en charge ba ni mu wéree. wala boog ba valeur 300 nangam 1000 boobu. jël nañ ko ou jëluñu ko ou jaar na aussi moom fi mu war a jaar ou pas tamit dafay nekk lu lëndëm suñu xol moom daal nee na moom faj boppam. waaye ni mu faj boppam nag jaaxal na ma nee na karité ak xorom ah non guy gi su fekkente ne karité ak xorom nga fajoo. c'est pas encore sûr il faut aller voir le médecin ñu traiter la vraiment professionnellement nga wér parce que fi nga gaañu dafa am importance ci mbër bankukaay la mooy léegi après Konto dafa génn ñu delloowaat ko dañ ko war a sécuriser donc su fekkente ne yaa ngi ñuy dégg nga jël say matuwaay delluwaat fa nga dellu woon demaat seetiwaat CNG li war sa diggante yu yëpp. logique la ñu def ko te dinañ ko def. dëgg la kon Moustapha ma wax loolu sama consultant qualité ba tey rek ñu ànd ak yéen seen émission L'Oeil du Tigre mooy wéy di dem ci télévision Futurs Médias damay ànd ak ki nga xam ne nag moo di Sine Andaaru lem ñetti beeku suukar El Hadj Abou Bilal borom on accélère ah Kouthia temps yi nag xam nga moom itam spécial campagne lañ def maman Ndeye Awa Sow lañ ciy nuyu madame Guèye ak kooku di Seyda bàyyi ko ci xel baax a baax Kouthia mayel ñu neexal xol yi dellu si waat. tey nag ñëwuma fi pour tëj si garder si Karim Wade sax laay wax dama fi ñëw ndax dañ maa yebal sama moroomu pénitentiaire yi ñoo ma yebal parce que dañoo am fii làmb bu mag ci biir prison rëpp na bi ñu fas yéene ko nag tuddee Karim Wade spécial drapeau Karim noo def. maa ngi leen di nuyu vraiment kontaan na trop pénitentiaire tey ba su jàmm la ngeen ñëw amicale des femmes pénitentiaires yi nekk ci kaso Rebeuss Camp Pénal ak Koulikoro ak Cap Manuel ngeen tuddee ma drapeau mais nag drapeau lamb ji xam nga lu tax ma kontaan ci li ko ay prisonniers di bëre mais li moo ci métti mooy ci biti ngeen koy ci biir ngeen koy bëre te nit boo ko tuddee drapeau da nga koy génne ci biti ñëpp yëg ko invité parrain bi mu taxaw ci télé yi ba pare nekk ci stade bi. ah Karim ñu dañ koy ragal a def nga daw. non benn xoole man damay toog nii. benn pénitentiaire nii benn nii mais bu ma kenn way parce que góor laa buñ ma wayee damay maye te lu ma maye ñu ne dafa génn jël joxe moo tax ma régal mais sinon rafetlu naa ko torop. merci léegi nag dafa am kenn koo xamante ne nag moom mooy def L'Oeil du Tigre kooku nee na dafa la bëgg muy mati xam nga ko yaa ngi koy seetaan. maa ngi seetaan lamb ji tuuti rek muy bu baax tuuti parce que am na ci boy yu génn fii gis naa leen ñuy bare léegi am na ñu nekk na man fii léegi ñu ngi bare. kooku nag moom mooy Mati Dieng Diop Diarra Carter kooku maamam mooy Maysa Bouré Degen ba muy dem Gille dañ ko waral waaye bi muy ñëw dañ kaa tàdd moom nag daf ma yónnee ci yow nee na dafa bëgg nga defal ko benn léeb bu neex léegi nag léebal ko. yow pénitentiaire nga wala géwél stancière. man géwél 100% laa ci ndaay ak ci bàyyi. ba pare Karim xanaa gisoo ma tey dama civilu sax ñëwuma pour histoire sarax ma ngir yàlla rek léebal ko. vraiment bon d'accord maa ngi ko benn lépp boo xam ne maa ngi fàttali ko kii moom a ko léebaloon l'autre là Bara Gueye moom moo sa léebal léeb bi ñaari mbaar la woon. bon mbar bi dafay daan rek di daan après mu dem ci benn dëkk fekk fa benn mbar bu ñu naan Damandig la tuddoon Damandig day bare ak yow dama sa ndig donc muy bare di bare waa ji yenu ko Damandig yenu sama waa ji ba ci kaw nekkoon ñëpp ci suuf waa ji xaaru sax Bécaye Mbaye ñëw wara Lamine Samba wara Tafa Gueye wara keneen ko xam ne da nekk ci lamb ji dafa dem jàpp loxo arbitre bi jaawale ko micro ne yow dama dégg waxante ñu woon lii de. man bul damm sama loxo bi. loolu la def dafa téye loxo arbitre bi jaawale ko micro bi mu ne yow dama dégg yow mi doon bëre waxante ñu woon lii. moom laa am lépp bi nag dafa gerte trop. léegi Karim loolu mooy sa léeb. léebu tubaab.
seen àndaaru lem ñetti beeku sugar El Hadj Abou Bilal ak suma rakk ji laax yi sàmm di ko bàyyi xel bu baax a baax naan ko bopp bi jekk na xam naa ni jaara bu moo fa jaar. waaw mais mati man ci léebu Kouthia boobu laay jaaree maison administration bu pénitentiaire di nuyu sama yaay ju baax ju nekk foofu ñu koy wax maman Astou donc maa ngi koy nuyu et voilà maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ñu nuyu leen sargal leen ak képp koo xam nag yaa ngi foofu la ñu bàyyi la xel bu baax a baax tey bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan foofu la sargal leen jox leen cër bu baax a baax ba tey lee naa la lay du Tigre mooy woy di ànd ak yow Kouthia laari sàmm laari ma lay ñaanal nag yow itam fanaanu jàmm ak salaam damay ñëw ci extrait tey boo xam ne que ni sumo lañ ma wax ni que ni moom lan mooy sumo Moustapha sumo les sumoteurs yi mooy que ni ñu waxee lutteur mbër seen dëkk les japonais ñi nga xamante ne dañuy mat ay 200 kilos am na ñu dem sax ay 280 kilos seen sport nag gis nga discipline bi ci am wërngal bu ndaw la soo génnee wërngal bi rek ñàkk nga sa ndam te fii da ngay génn wërngal mi ñu avertir la sax nga kaas ay droit fekk règlement dafa respecté des fois nga gis ponkal mu rëy ku ndaw séq ak moom moytu ko rek sa benn loxo bu laa sur perte nga sa combat mu nekk ay gars yu ñu fonk nag seen dëkk bu ñu traversé tali bi amul feu rouge ou ñàkk feu rouge oto yëpp ay taxaw sargal leen ñu traversé ndànk mel nag ñay buy daagu temp ndànk ba jéggi tali bi oto yi doo ko jàll boobu ci la ñu jox parce que mooy seen sport national nekk seen sport traditionnel kon tey ci loolu la ñuy ànd ba tey rek Aminata Sock di la bëggee di bàyyi xel ci yow baax a baax ay wa ñu dem sumo もろ差しになりました。右からすくった大鵬、大鵬の勝ちです。すくい投げの勝ち。立ち上がった神山突っ張った大鵬左出し出てからすくったすくい投げ、豪快なすくい投げ、大鵬の勝ち。小結び立ち上がりました。右からをつけた赤二瀬右上手、そのまま浴びせ倒した大鵬の勝ちです。立ち上がりました。差し手争いです。低い体勢の記憶に押しました大鵬、大鵬は抱いた叩き込み、大鵬の勝ち。ませんです。立ち上がった手返し、海内は大鵬残している。もう一回手返し、右からをつけている海内はもう一回手返し、大鵬出ます。大鵬出た、押し出し大鵬が勝ちました。突っ張り合いです。左からをつける大鵬、北の字突っ張る、右からをつける大鵬です。大鵬出ました、はたいた叩き込み、大鵬が勝ちました。立ち上がりました。突っ張り合いです。玉之島突っ張る、いなした、またいなした、大砲ついていく、左出し、得意の左四つ、上手が引けない玉之島、上手を引いた、上手投げ残す大砲、すくい投げで勝ちました。優勝です。ndekete foo dem fekk fa Lamine Samba dégg nga Lamine Samba chinois bi le japonais dégg nga ni mu reporté combat bi. ah c'est très bien macha allah. mais xoolal ma ti ngem bi ñu def boo ko xoolee ci ñun dañ naan rafetul. waaw mais jekk na ñoom trop parce que mais xool ñoom ñaata nit a koy seetaan. ak billet yi ñaata lay jar foofu. fii nag bu benn ngem bu génnee tuuti rek. ñu sikkal ko mbaa ñu détaillé ko. cosaan ak aar dafa jar a fonk. dëgg la xool ñëpp a ngay seetaan c'est très beau xool ni ñu jàppantee gañoo ñaari mbër yi ku ne cëq na sa gaño morom. ñu bëree bëri bu yàgg te métti nag kay daan daanu koy daan daanu waaye gars yi vive cosaan cosaan la ñuy dund ñun cosaan. mais dégg naa Zidane day jóge France dem seetaan yu mel nii. mais le président de la République française Jacques Chirac su ma jumul mës na créé benn ngand si motorie yi à Paris gars yi déplacé wu ñëw wàcc ay avion stade de Bercy fees dell loolu cosaan moo ko mën a may suñu bëri bi war na mën a am loolu nañ ko gën a defar rek ñu gën a defar lépp luñ ci bëgg danañ ko am te tabaxal ñu arène nag bu ko defee kenn dootuñu siis ci benn stade arène kenn waxtu ko dégg naa ne gars yi commencé nañoo xóoyal ciment beeg suuf si di commencé teg les jalons waaw ñu wax ñu avertir nag ñi nga xamante ne mooy les détracteurs ñi nga xamante ne sawaruñu ci ñu toog rek yaru bàyyi ñu defar arène nationale bi balaa leneen di lañ ci fekk aywa kon nag Moustapha sama consultant qualité ba tey rek moom mooy wax ñu ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di Mouhamed Ali ak Boy extrait. En 1970 à Atlanta, nous sommes chez les poids lourds. Mohamed Ali, short blanc, affronte Jerry Quarry en bleu. Mohamed Ali fait son grand retour après quelques combats d'exhibition. Avant de subir complètement dans la troisième. Il reste moins de 20 secondes dans ce troisième round.
Voilà, la collade, c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Mohamed Ali pour son grand retour sur le ring. extrait box nekkoon noonu ak ki nga xam ne moo di Mouhamed Ali à tout moment gis naa ko muy taxawee ak li nga xam ne moo di pied gauche. pied gauche yebal gauche gauche. gauche jàpp gauche après droite ak taille bi mu am style bi mu am dafay nekk loo xamante ne dafa rafet. mate nga xool aussi buñ toogee ci banc bi ñu leen di soigner nga gis ne des fois nga gis arcade bu ubbeeku bu xóot. ñu koy jël di ko soigner di ko faj parce que le boxeur dafay am pour indi son médecin ci biir géew bi nga xamante ne bu gaañoo. bu ñu ko gañee ci ay manque de faj bu baax c'est responsabilité docteur bi lay nekk par rapport ak ñun nga xamante ne le CNG mu indi. docteur am teg ko. tantôt sax nga perte combat boo xamante ne boo indoo sa docteur mën na la soigner ba nga dem bëri ji yooyu yëpp xam naa ne l'avenir jugera le temps jugera que ne bis dinañ dem ba mbër bu nekk indi sa docteur boo gaañoo mu xool la ne mënoo bëri mu teral la nga gaañu mu faj la pour nga dem mën a bëri ji c'est important des fois mbër nàcc parce que mënuñu arrêter sang bi ñu perte loo ko combat peut-être bu àndoon docteur bu moomul boppam fay ko xaalisam su boobaa duñu arrêter sang bi dañ docteur mën na arrêter sang bi mu dem continuer combat bu yoon jeexul wax sul du jeex xam naa ne lu ñuy gën di dem làmb ji di gën a évoluer kon nag ñuy bàyyi xel bu baax a baax ñooñu la nga xam ne nag ñoom mooy écurie mu naka laa ko mën a waxee waa écurie Ardo. waa écurie Ardo oui le professeur Abdourahmane Dia. ñu koy nuyu de passage ak ñi mu àndal ñëpp ñoom laa tuddee écurie Ardo statistique tey ñu am ci ñaar ñi nga xam ne ñoo di Bruce Lee ak ñi nga xam ne moo di Feugeula. asalaamaaleykum mbokk téléspectateur u TFM ak soppey Œil du Tigre yi nga xam ne chaque mardi ñu ngi toog seen salon di seetaan Œil du Tigre animé par Moustapha Guèye ak Mati Dieng tey nag statistique bu mu leen andil mu ngi dox si diggante Feugeula ak Bruce Lee combat bi mu ngi am le vendredi 20 juin 2014 stade Demba Diop Feugeula palmarès su Feugeula la ñuy njëkk commencé Feugeula 24 combats la disputé am si 15 victoires pour 9 défaites 15 victoires u Feugeula yi nii la tëddee Feugeula daan na Gaynde daan na Ousmane Toucouleur daan na Mbaye Diouf numéro 2 bi nga xam ne moom mooy wulli waat daan na Guinéen daan na Bourguéwal daan na Yaram Gueye numéro 2 daan na Alioune Fall numéro 2 daan na Zallo numéro 2 daan na Socé Diouf daan na Socé daan na Dolf daan na Malal Ndiaye daan Adama Diouf daan Nguer daan Birahim numéro 2 mujjee daan Saloum yooyu mooy 15 victoires yi nga xam ne Feugeula am na ko Feugeula nag nee naa leen écurie Lansar la nekk mais am na 9 défaites 9 défaites am si carrière yi nii la tëddee Cheikh Niang moo ko daan Assane Faye daan na ko Tafa Gueye numéro 2 daan na ko stade Assane Diouf Khalifa Ngirane daan na ko Pape Sène daan na ko Ndoof daan na ko Alioune Seye numéro 2 daan na ko Ama Balde daan na ko Garga Mbossé moo ko mujjee daan donc yooyu mooy 9 défaites yi nga xam ne Feugeula am na ko léegi ñu ñëw si Bruce Lee le karatéka de Fass Bruce Lee nee naa leen écurie Fass la nekk Bruce Lee am na 19 victoires pour 3 défaites 22 combats la disputé pour 22 combats yi mu am si 19 victoires pour 3 défaites 19 victoires Bruce Lee nii la tëddee Lamset la njëkk daan Suusalu Kaani daan Alam Dar numéro 2 daan Feu Tampon Ndaw daan Talla Nguer daan Basirou Soare daan Amadou Camara daan Thomas ñaari yoon daan Assane Faye daan Pape Kane 3 daan Khadim Sarr daan Pape Sène daan El Hadj Diouf daan Papi Général bi nga xam ne démb moom moo daan doomu Jalaaw daan na Aliou Mané daan na Boy Sey daan na Khadim Ndiaye numéro 1 daan na Khadim Ndiaye numéro 2 donc yooyu mooy 19 victoires yi nga xam ne Bruce Lee am na ko Bruce Lee nag nee naa la ñetti défaite la am ñen ñoo daan Bruce Lee Double Less numéro 2 moo ko daan Bazooka ki ko mujjee daan mooy Abdou Diouf donc palmarès bii laa leen andiloon si diggante Feugeula ak Bruce Lee muy am le vendredi 20 juin 2014 stade Demba Diop maa ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain si ay yeneen statistiques